toxu 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 di leen jaajëfalaat bu baax ci seen télévision bi di à Bargny rawatina it seen émission bi di zoom sur un quartier zoom sur un quartier nag tey dañu ñëw rek ci quartier bi di Ndaldaly Niangène Ndaldaly Niangène nag bu ñu ko waxee rek ci ay mag yu baax yoo xam ne fii la ñu nekkoon rek mën naa nekk fii ci Ndaldaly Layène yi tamit dinañ leen wan rek dëkkuwaay bi na mu demee ñi nga xam ne rek fii la ñu njëkkoon a dëkk kon lépp loo xamante ne rek jaaxal na leen rek fii ci Ndaldaly Niangène dina leer tey kon topp leen ñu rek ci seen émission bi di zoom sur un quartier ñu wan leen rek quartier bi di Ndaldaly Layène ana lan moo ko wundu. romb rio jox ko paas apprenti fëggal ma arrêt ñaari nit mooy benn lébu ragal kii fëggal ka arrêt mool bi xamul grève du débrayage ndax nee na job de day fay fii boo fi daajee resto daanu ndax foo dugg job de doo fay xëj na ren dëkk bi neex amati nañu ndam lu bees nawet tànde jarul xeex nañu wàññi yooyu fu dees di bu donde baa ko bañee ndax fekkoo gën see ñaaw man dama kontaan torop ba ma diggee ab lébu ne aw kaay fii asalaamaaleykum kaa ñu fiil bokku ndeex baay de amul kiil ba deux sekk gay mer bi mix école des filles ñu régalé sa ëdee kaaba kastor bu ñu fàtte kan ba daw ziyaari maam Omar Gueye ram bi tëm yaa a sugay ku bëgg a bar ñu yookul wëy dëngal zibban bàyyi laamin bu ñu fàtte muk Abba Gueye fii moom a gënal fee baa la baa fii ki fi juddoo jombul nga baa maam Serigne Moussa Seck ak a baax bu ñu fàtte xut ba maam Adama baax yow léboy borom Dakaaru Njaay la képp ku ñëw baa di nga dëkk amul maa nekk séeréer tukulóor njaago ñëpp la ñu bëgg daw ramen duma siba bu ñu fàtte ndëpp man sama dëkk am na yaa koy ndax ñun mbalaw la ñuy fecc jëm naa jak rio moo ñu seexa dañoo ubbi Ndakaaru Njaay gardez-vous dans les rangs ma toojal général Fall fii la dëkku Baye Daouda Seck ak maam Thierno Yoran Njaay Baye Abdoulaye Seck ndeysaan ak Baye Daouda Njaay imam Abbas Thioub waral suñu ngor booy duñu ko jaay dugal xel comme suñuy yaay seeni ñaxa la ñuy jaay fii la dëkku asta ndetek leena bul dof ba jote kenn man koo ga seeni maam la ko si jotel walaay dee nga fii la waada daa doon toj biir ñappasi ak laaro xaa fii laataa koñ ñi Monaco ak seen cenay attaqué génération bii di ñëw danañu toog naan saara baa fii laataa CMCC la bu ñu fàtte muk akapes ku ñu ñoo di kàngam Abbas Ndiona la daax a jàng ñun duñu kuloo duñu xeex booy dañ siy dem ak ndànk koñ si ub na làmba ji ndax ku mu comme ni ñu ko waxee woon rek bi ñuy door ñu ngi biir Ndaldaly Niangène rawatina rek ci kër gi nga xamante ne moom mooy la ñuy wax Niangène fekk si fi rek délégué de quartier bi fi nekk di rafetlu rek dalal bi nga xamante ne dalal nañu ko fi bi ñu yegsee ci quartier bi moom Abdou Karim Niang moom la ñu toogal nii nag délégué nuyu naa la. maa ngi lay fay. délégué ñuy rafetlu rek ni ñu dalalee fii bi ñu yegsee ak nañ leen fekkee fële ca penc ma ñu yegg rek ñu dugg rek ci biir waxtaan bi naka nga gisee rek quartier bi nga xamante ne moom mooy Ndaldaly Niangène. quartier Ndaldaly Niangène quartier jàmm la rek la jàmmaa ngi fii si population bi si jeunesse bi ak si mag ñi bon dafa yaatu nag dafa yaatu parce que bu ñu jëlee cosaan bi rek. Ndaldaly demoon na quartier bi demoon na fi pont ban géej bi ba boori maternité jàpp jàmmalaay. kon dafa nekk quartier boo xamante ne rek quartier bu màgg la mën nañ ko wax ndax dañ fiy faral di dégg Ndaldaly kaw Ndaldaly Layène Ndaldaly Niangène balaa ñuy ñëw ci loolu rek fii ci Ndaldaly Niangène rek kan moo fi njëkk a nekk chef de quartier bi. fii ku ñu wax Samba Niang moom laa xam man comme premier chef de quartier bu Niangène moom daal moom mooy sama waajur quoi waaw loolu xam naa ne moom loolu xam naa ko dans les années au début de l'indépendance sax la parce que temps boobu on dépendait de Rufisque. Bargny nekkagul woon commune. commune je crois très bien. ñu
jógee rek ci sa waajur nekk délégué yow it nga nekk fii délégué de quartier ñu lay ñaanal rek yan bi woyof lool ci sa kaw ndax jiite yombul comme ni ñu koy waxee fii ci Ndal daal it dañuy nemmeeku ñu naan ñàngeen mbayeen ak sant yooyu di nekk ay kër yu mag lan la ñoom ñoo fi njëkk dëkk wala nu mu demee. effectivement ñàngeen sambeen mbayeen waddeen ngéyeen ngomeen yu mooy quartier yi jëkk implanté wu fii parce que fi ñu toog tey jii si biir ñàngeen tool yi maam yi la woon alors dafa daa def bu nawet ñëwee dañu jógee Bargny Géej ñëw béy fii ba ñu béyee ba pare delluwaat Bargny Géej def nañu ko plusieurs fois en 1909 bi lekk Bargny Géej bi mu amee octobre novembre 1909 yi ma noonu si lañ ñëw mag ñi ñëw des toog fii mais seen toogaay aussi am na lu ko jiitu parce que bu dañu daa bëgg installé wu fii définitivement mais à chaque fois xam nga fi temps fii àll yee ak rab yeeg yooyu dafi bëri yoon alors dañu daa toog soit ñu taal seen kër yi parce que temps yow c'était des cases quoi soit ñu taal seen kër yi ou bien di leen sànni xeer ñu bu leen kii sonalee ñu delluwaat Bargny Géej mooy indi daal bi. mooy nit ndal daal bi nit ñi di wax kon dal daal yi la. dañuy di daaliwaat mais temps yooyu borom bëre bi fii jinne yi d'après li mooy dégg version yi ma dégg ñoo leen daa sonal te ñoo benn entente ak jinne mais 1910 entre octobre 1909 ak janvier 1910 c'est la ñu négocier borom kii ba installé définitivement mooy ni kii alors kër gi nag c'est la première maison bu fi installé après c'est la ñoom Sambène ñëw ñoom Sekkeen ñoom Waddeen Mbayeen Ngéyeen aux alentours de la maison quoi du quartier concession yi nekk yu yëpp c'est la ñu installé wu ñëw toog. muy dëkkuwaay boo xamante ne daal rek dëkkuwaay bu jàmm la ndax lépp li ko laloon rek mooy dañu gis ne rek fa ñu nekkoon amaana dëkkuwaay bi demeewul noonu ñu ñëw fii sanc fi ñu ñëwaat rek ci historique bi ba léegi rek parce que fii tamit dañu nemmeeku dañ naan ndogal fii la nekk tamit ba seen ASC bi moom la ñu ko tuddee muy ASC ndogal lan nga ñu mën a wax rek lu ñuy yóbbaale ci ndogal. foofu nag sama xamam sori si lool xam naa ne daal nee nañu mooy totamu dëkk bi dañu judd fekk fi bon. am na yu daa manifesté wu par exemple Ibar ak yu mel noonu alors ñu ne moom la daal non seulement ça mais quand on était plus jeune bu ñu daa songu xulu parfois ñun dañu daa côté boobu dañu fay ragal dem parce que dafa am bari yu ñu fa parfois di dàq quoi bon jusqu'à présent sax léegi la famille dépositaire de ndogal mais ba léegi day manifesté wu si ñoom. day maso si façon bar ou bien autre chose daal voilà. ñu ñëwaat rek ci lu soxal quartier bi délégué da saa dañuy gis ne rek ay weerante day am lu ci mel ni rek dañuy dem di indi ay plainte fii muy loo xam ne duñu ko rafetlu te yéen délégué foofu seen taxawaay dañu ko fay soxla tey jii rek loolu bu amee ci quartier bi délégué bi nan la nar a taxawee pour saafara loolu. waaw xam nga ñoom plainte day am fii sax mais da ngay xëy rek toog ñu indi la plainte na doo ko diw. xam nga doo yëg histoire bi nu mu demee te comme que dem na devant la police man bu ñu ma ko joxee damay koy transmettre ak qui de droit mu dem wuyu ñoom mais loolu léegi la xew mais bu jëkkoon man je me rappelle y a pas mal de problèmes yoo xamante ne entre les ménages même ak les familles yoo xam ne mag ñi fii lañ ko daa réglé si penc bi soit si penc mi wala si kër fii si kër gi fii mais léegi nag loolu dafa démodé les jeunes li ñu xewal léegi ou bien nit ñi la ñu xewal léegi jàppante naa yow wala kii mu dem porte la plainte minimum moo gaaw léegi de minimum moo gaaw daal bind plainte moo gaaw léegi d'accord police c'est une institution mais avant police waroon ñu mën toog ci penc mi c'est dans les sages du quartier ñoom ñëpp ñu toog waxtaanee problème yi jéem a retrouver solution mais loolu amatul fenn léegi police daal mooy def loolu mën na suñu mel les convocations je ne cherche même pas à savoir les mobiles donc convocation bi c'est monsieur X ou bien madame X moo wooloo na la am wuyu de police téléjour ak jën léegi rek
yow yaa war a nekk rek di dox ay médiation ci yu mel noonu léegi délégué de quartier bi yow nan ngay doxalee rek fii liggéey bi dañuy faral di wax naan délégué yi joxe domicile rek la ñu nekkee duñu liggéey dañuy toog di joxe domicile yi rek lan ngay wax ñiy wax loolu. waaw loolu ça dépend des délégués parce que quand même c'est une charge xam nga le quartier boo xoolee dans l'acte 3 c'est une institution donc nag c'est une institution administrative donc nag le délégué de quartier bu xamee rôle rek war na ko mën def pleinement waaw mais nag boo ko ignorer aussi doo ko mën a xam mais man sama wàllu bopp fii d'accord je délivre comme ni nga ko waxee les domiciles donc bon s'il y a des cas si installation ONAS yu mel noonu wala ma ñëw yéen réclamer que yéen comme que j'ai des relations avec les gens de l'ONAS ñoom laay contacter directement ñu envoyer fii des équipes problème problème bu mën a résoudre personnellement avec mes relations dinaa ko def waaw xaaruma si maire bi xaaruma si ma dem wala ma pàtte parce que comme yàlla may na ma benn ventail de relation benn réseau wala ko fekkee ne problème am na fi boo xam ne mu ngi si sama relation rek je tout directement le responsable waxtaan ak moom mu jàppale ma ci daal waaw. da nga wax léegi rek ci sa biir wax muy mairie bi nga wax délégué nga nekk délégué de quartier mbooloo nekk sa ginnaaw ndax yor quartier yombul am koo xamante ne moo fi nekk di liggéey di monsieur le maire Gaye Abou Ahmed Seck nan nga gisee rek liggéeyam fii ci Bargny ak li nga xamante ne rek bu koy liggéey da leen ciy boole ndax mu yow loolu yaa ngi jot say convocation à temps ndax ñu ngi lay yëgal lépp loo xam ne am na te mu soxal chef de quartier. Franchement moi je suis apolitique mais li may apolitique lépp mën naa aussi apprécier lu ma gis ak lu ma gisul pour le magistrat de Abou man si laa jëlee le quartier mais j'ai constaté qu'il y a pas mal de travaux muy ngudd muy inter si kaw fële ak Bargny Guedj même le canal de Bargny Guedj yooyu yëpp des projets yoo xam ne def na ko fi bon moom li mu fi def son prédécesseur bu defoon lu mel noonu Abou ci beneen étape lay jaar quoi mais néanmoins man de vraiment pour man xeebu ma li mu def ci biir Bargny c'est-à-dire nag am na fu ma condamné dama koy wax toujours parce que vraiment c'est mon maire mais teewul aussi bi ñu toogee fraternellement dama koy sànni xeer quoi comme quoi pavage bi ngay def si tali yëpp waroon nga jàpp tali bi jógee ndal daal yi dem si jumaa ji dem Angle Baye laay jóge Angle Baye dem si cimetière yi jóge cimetière yi dem ba Jàmmalaay parce que comme que cimetière yi c'est un lieu fréquenté oto yi dañu fi ñëw yooyu alors teewul aussi vraiment déggal na ma quand même quoi parce que lu mu ko suggéré rek dafay kii par exemple amoon na benn góor bu gaañu woon Bargny si nawet bi kër baa ñu ndox mi bëri fa trop ndoxu salte beeg taw yeeg yooyu yëpp daal mais bi ma ko waxee dafa yóbbu des motopompes ak des camions hydrocureurs yooyu yëpp ñu nettoyé foofu parce que nee naa ko gën yi ñëw fii ça va laisser une mauvaise image pour la mais dama ko aussitôt après rek il a réagi donc loolu daal xam naa ko ci moom gis naa ko ci moom quand même quoi. délégué balaa ñoo dem rek ndax dañuy jaaraat ci ñeneen ndax Zoom sur un quartier la ñu wax lan nga mën a tegaat rek ci suñu loxo lu ñuy yóbbu ci loo xamante ne soxal na quartier bi te bëgg nga rek ànd ceeg maire bi liggéey ko ba quartier bi rek am beneen xar kanam bu mucc ayib. waaw li may leen yebal moo di dafa am benn mouvement bu bees bu ñu fi créé les jeunes du quartier ñu tuddee ko ndal daal yi si kanam mouvement bi nag seen activité yëpp ni ñu moo expliqué pour le moment c'est pour l'environnement du quartier c'est journée de nettoyage ak yu mel noonu wàcce kaamil donc ce sont des jeunes yoo xam ne dañu déggoo seen biir pour jël la propriété du quartier donc loolu aussi maire yi mën naa ko si kii parce que il faut ça demande des moyens matériels dafa am toutes les logistique boo xam ne war nañu ko mën a am balay râteau ak yu mel noonu gaa da xool nañu ko woo jamono yële passé mais bii comme que lu bees la alors da bëgg naa maire yi jàppale leen si matériel balay râteau brouette
ainsi de suite matériel nettoyage daal waaw comme am nañu volonté di ko def bénévolement te je crois que seen activité yi duñ ko def benn activité je crois que c'est périodique daal pour le nettoyage du quartier xeelaw quartier du nettoyage bi nag xoolal ñu seetu ñu na daal yi kaw seetu ñu quartier Layène bi oui un na daal dans son âme fu ñu mën a yem rek dañ fa mën a yem waaw parce que sans yaa may posé problème jumaa bi aussi dama xamul la question concernant la grande mosquée bi ma kii dama ko brosse ne yaa ngi dem reportage dama ne jumaa ji mën nañu ko wax parce que bu ñu nee jumaa yi Ndal Daal yi rek ëmb na Ndal Daal yi kaw ëmb na Ndal Daal yi Layène ëmb na Ndal Daal yi Niangène te ñu ngi koy nekk di liggéey te yàlla na yegg ak jàmm ak salaam ndax ko xam Bargny rek ci wàllum diine bu ñu nee grande mosquée rek mën naa nekk. justement li nga wax noonu jumaa yi Bargny géej la mais d'après version yi ma jot a xam 1910 bi ñu installé mag ñi bi ñu see fii dafa am suñu benn maam Jassam samay nopp sama maam moo ko doon denc il paraît moo def benn gént picc daal yu weex xam nga mel noonu bi ñu décortiquer gént bi ñu ne foofu dañ ko def jumaa la en 1911 je crois lañ commencé travaux jumaa ji en 1912 ñu inauguré ko julli loolu daal si li ma jot a xamal si néew parce que dégg naa ko daal waaw mën na am beneen version mais version boobu laa jëkkatee parce que dafa am lu mu fekk tuuti si rénovation jumaa jeeg yu mel noonu alors que. rénovation bi mooy deuxième fois bi wala bi mooy première fois bi. non bi deuxième fois bi parce que jumaa ji avant ñu démolir bi fi newoon y avait des repères pour la première mosquée jumaa ji après ñu di ko agrandi ndànk-ndànk mais kii c'est pas ni la première fois ni la deuxième fois hein, pour jumaa ji peut-être bi c'est peut-être quatrième wala bon boobu moo jox noom su nekk daal lañ doon defar rek pour mu gën a baax. dafa di yaatal parce que population bu yokkoo rek ñu yaatal ba mu yëg si fi mu yëg si nii xam nga fi mu nekk population dafa yokk limite yi ñu yemoon yokk nañu si tout mais dañ ko def en hauteur aussi oui donc loolu daal xam naa ne loolu xam naa ko si promo jumaa ji quoi. délégué ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yi nga xamante ne teg nga ko si ñu loxo ci lu soxal quartier bi. ñu ngi dem rek di woyalaat doxantu bi fii ci biir quartier bi lan ngay tàggatoo rek ak lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. waaw xanaa di leen gërëmaat si mi ngi demee ba choisir aujourd'hui quartier Niangène di ñaan waxtaan wi am njëriñ bu ci génn daal si li ma wax yow parce que laa leen tuuti histoire cosaanu quartier bi parce que ñoom lay xamante tuuti parce que quelqu'un me disait même mais pourquoi quartier Niangène ku sant Niang rek di ko jiite man ko mais quartier Niangène dafa joxe boppam ba pare quartier Niangène donc je vois mal parce que je vois mal aussi ku sant Diop wala ku sant Fall wala ku sant keneen di ko jiite dafa maladroit quoi. délégué kon fii nan lañ la falee délégué dañ jàpp ne rek fii ku santul Niang doo nekk délégué. magi penc mi bon amoon doon postuler aussi mais magi penc ñoo sont des conservateurs ñoo ne li fi amoon démb barki démb si mag ñi moom lañu continuer yàlla def na nag sama bi mu gaañoo am na du ko continuer rek parce que commandant Daouda Seck d'accord si kër gi la yoroo fi la yoroo doomi kër gi la sama bi mu daanoo moom lañu jël comme chef de quartier xam nga si bu mu nelawee ñu loolu sama benn doom bàyyi sama benn mag ku wax Issa Niang
nekkoon rek délégué Abdou Karim Niang fii ci Ndal Daali Niangène ñu nekk tamit ci biir Niangène ndax li mu wax dégg ngeen ko ci lu soxal rek délégué de quartier bi dañuy faral di ko wax rek kër boo ciy jaar rek kër boo ciy dem rek da ngay jaar ci buntu bi te buntu bi moom la ndax moom mooy chef de quartier bi moom moo fi toogal maire bi mën nañ ko wax ndax maire bi bu bëggee wax ak askan bi ci moom lay jaar ba mu mën a yegg ca ñamuy waxal kon rek dañuy woyal doxantu bi ci Zoom sur un quartier fii ci Ndal Daali Niangène ñu dem rek xooli ji ki di président conseil de quartier bi moom it nu mu gisee quartier bi ak naka la conseil bi fi nekk di liggéeyee. yaa ma gën a xam booy ñu fay la fukk lébu buy tuf buy sàcc wala buy gens doo ko gis mukk ñun dañu fees lu ñu am ndax kànja gi ñuy bay moom la ñuy sukk déedéet bu ko jàppee rëy c'est que rek ñun dañu jomba tàllal ñu wallaay rëy duñ ko dégg ndax ku ñu tooj booy na la baalal maam kumba la mbaax maam tulli ñoom duñu jog si aaral fu ñu waxee ñëpp ree ndax aw bi fes suñu tàlla ñun le booy borom Dakar njaay te képp ku ñëw baa di nga dëgg amul man ak séeréer ci bu leen jaago ñëpp la ñu bëgg ndaw ramen doo si ba bu ñu fàtte ñëpp man sama dëkk am na yaa koy ndax ñun balaaw la ñuy fajj Staro el fenomeno gannaaw ba ñu jógee rek ci délégué de quartier bi ak la mu teg suñu loxo rek yëgsewaat nañu rek fii ci président conseil de quartier bi ñu fekk fi nag premier vice président conseil de quartier bi fii ci Sambène muy Mansour Seck moom la ñu toogal nii moom la ñuy sekkal waxtaan mu wax ñu rek conseil de quartier bi nekk fii ci Ndal Daali Niangène rek naka lay amalee seen liggéey Mansour maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si di leen sant ci déplacement bi bon fii daal ñu ngi yàgg nañu si sax déjà quartier bi dañu mës a nekk benn yàlla def aussi président bi di sama rak di Cheikh Tidiane Samb ñu bokk benn kër bi ñu cosaanoo muy fii ñu toog nii fii di Sambène di këru cosaan bu mag ci biir Ndal Daali parce que Ndal Daali Niangène la ak Sambène presque moo sañ ci koñ bi yëpp. kon daal Niangène fi njëkk topp ci Sambène mais fi ñu toog nii lan nga ñu mën a wax ci fi ñu toog nii. fi ñu toog nii nag boo xoolee kër gi ni mu bindoo sax nga xam ne fii këru cosaan la suñu maam bu ñuy wax Modou Samb ak Awa Diaw ñoo xam ne ñoo sant fii bari na ay sant si biir kër gi mais benn sant rek lañ fi wax muy Sambène donc nit ñi boo xoolee plan kër gi sax nga xam ne fii c'est une même famille. ay jarbaat la ay doom ay cousin ñu bokk ndey bokk baay bokkuñu baay mais benn maam la maam bi yëpp nag ñëpp topp si gannaaw depuis ñu jóge fa loolu lañ kon ne rek a topp mag waaw kilifa yaa nga ne la toog maam du Samb mi nga xam ne moo fi ne tey ak Pape Diouf ñoo suñuy waajur ñun ñu topp si ñoom di gérer xale yi Cheikh moomu di fi jouer un grand rôle aussi nekk vraiment un rassembleur di ko xam ne am na vision borom xam-xam la macha allah quartier bi daal ñu ngi sant yàlla ci bi ñu ko nommé le président ñun ñu topp ci gannaawam di vraiment di liggéey pour l'intérêt et le chef de quartier aussi si di ñaam mi nga xam ne koñ bi di koñu cosaan la même chef de quartier bi si cosaan nañ ko tànnee parce que koñ bi dafa am mooy pencum Niangène koñ bu am sant la donc ñu jël chef de quartier bi et li koo xam ne ci famille bi la bokk depuis seeni maam quoi. Mansour ñu ñëw rek ci lu soxal quartier bi muy quartier Niangène conseil bi fi nekk lan ngeen jot a liggéey bi ñu leen fi installé ba léegi conseil de quartier bureau bi. on créé nañu ay vision def ay plan pour vraiment développer quartier bi bon avant sax commune di jàpp wala keneen ku mën di jàpp ñu ngi doon xalaat pour defar ay rue defaraat ay pavage dans les quartiers yooyu yëpp on l'a prévu ak ASC bi fi ne am na beneen mouvement Bargny sa kanam bu fi nekk. boo xam ne ñu ba Ndal Daali sa kanam ñu ngi jokkoo ak ñoom pour que ñu lépp luy développement affaire wàllu environnement wàllu reboisement plus ñaan nañu yàlla aussi pavé les quartiers bu ñu sañoon ñun ak maire bi fi nekk ak l'État ñu jàppale ñu suñu quartier ba ñu mbedd yëpp ñu mën ko pavé def fi ay garab. bu ñu ñëwaatee rek ci lu soxal quartier bi Ndal Daali dafa nekk quartier boo xam ne dañu amoon ay tool ñu bëggoon rek di fa yëngatu ba ñu amoon matériel boo xam ne indi woon nañu ko fi wàccoon ko fi ci jàkke ji projet boobu fan la toll. waaw projet yi ñu ngi ci surtout dafa am kuréel gu ko yor kuréel googu ñoom Gana Samb ñoom le conseil municipal Gana Samb ak ñeneen ñoom Daouda Faye le président am na beneen mouvement ci biir ñoo xam ne ñoo yoroon lépp lu ñu ci war a jàpp lépp lu ñu ci war a defal mais ñu ngi koy doxal ñu koy doxal am nañ si yaakaar ne dana gën a pousser au développement voilà. ñu gis rek li di conseil de quartier ñu ngi gënoon a liggéey rek ci mbas mi nga xamante ne am na fi. mairie bu bari ñi jógoon rek pour jàppale rek askan bi gannaaw rek ba ko président Macky Sall defee ci ñi am bourse familiale
conseil quartier wu Niangène naka la ñu liggéeyee ak naka ngeen tànnee woon rek loolu. jaar na yoon parce que conseil de quartier bi ànd nag imaamu quartier bi ak responsable yi fi nekk yëpp ñu toog di ko waxtaanee li ñëw aussi chef de quartier bi oo ñi mu war a woo yëpp adjoint yeeg conseil de quartier bi ak tout le monde ñu séddale ko vraiment ni mu waree ñëpp amuñu mais quand même l'essentiel a été fait quoi. def nañu le maximum possible pour satisfaire les gens mais nit ñi am nañu sax mbégte ci nit ñi defaree ñu ngi gërëm aussi municipalité bi plus l'État ñi nga xam ne ñoo si participé jàppale ñu ngi leen di gërëm bu baax nag quartier bi daal bëgg nañu si seen taxawaay ci wàll woowu nañu yokk nag yeneen ndimbal parce que quartier bi laaj nañu defaraat ko si wàllu hygiène parce que bari na saleté ci toilette yi nga xam ne day génn ci buntu ci mbedd yi loolu aussi lu metti waa quartier bi la bëgg nañ ngeen jàppale ñu si avec la service d'hygiène ñu xool ñu recenser les gens yi nga xam ne seen kër yi ndox mi day wàcc si mbedd bi di saltel mbedd bi yooyu aussi laaj bëgg nañ si daal ko ñu si jàppale voilà. Mansour naka nga gisee rek travaux yi nga xamante ne mairie bi mu ngi koy amal li nga xam ne rek da leen jege mën nañ ko wax muy canal bu Bargny Géej te di ngeen fa jaar wala di ngeen fa am soxla it naka nga gisee rek liggéey boobu ak naka ngeen fas yéenee àndeek rek waa Bargny Géej liggéey pour canal bi rek mucc ayib ba bu ngeen ko jotee rek mu nekk loo xamante ne ngëneel lay doon. waaw loolu lu am solo la parce que ñu ngi fa bu paree ñëpp lay amal njëriñ mais laaj na aussi mairie bi collaborer ñi nga xam ne ñoo dëkk ci zone bi xam ne yàlla may na leen xam-xam bu pare ñu juddoo ci quartier yi am Bargny fii y a des ingénieurs des gens yoo xam ne travaux yi mel noonu seen domaine la laaj na aussi maire bi buy liggéey lu mel noonu muy associer ces gens là parce que ñoom ñoo fi doon foo bi ñu nekkee booy ñoo xam ndox mi fu mu doon jaar ñooñu ils sont mieux placés que lui moom dafay diriger population bi mais ci biir population bi am na ay borom métier yoo xam ne am na ñu xam-xam boobu booy liggéey projet mel noonu laaj na ngay jël seen xalaat aussi di boole leen ci kuréel gi ñoom ñu siy joxe seen xalaat daañu la wax ne fii de boo fa defoon lii dana baax wala boo ko defee nii dana baax loolu aussi am na solo mais ñu ngi ñaan yàlla aussi yal na yàlla sottal ko vraiment c'est mu yàgg ak jàmm quoi ñu fekk ko vraiment mais c'est une très bonne idée. Mansour ci fàttali rek ñu wax ne rek canal bi nga xamante ne moom mooy canal bu Bargny Géej gannaaw ba ñu defaree canal bi. curé ko génn fa ay mbalit yoo xamante ne yu bëri la bëgg koo defaraat rek ba mu mucc ay fi mu toll nii nag li di pavage bi nga xamante ne ñu ngi ko fay def ak gën a taaralaat rek ay doomu Bargny ñu dëkk fii ci gox bi ñoom ñoo koy def mu mel ni rek kon li mu wax dafa mel ni rek tàbbiwul rek ci nopp ku tëx ndax am na ay doomu Bargny yoo xam ne ñoom ñoo fa nekk di ko liggéey kon dafay mel ni rek mairie bi lépp lu muy def rek bëgg na ci boole ay ndawam ndax bépp ndawu Bargny rek amab xëy rek moom mooy yitteem. waaw li nga wax sax dëgg la yoo xam ne dañuy juddoo ci quartier ci zone bi daan fi napp di sangu comme ñun ñi par exemple xam yoonu ndox yi fi muy jaar yooyu c'est important sooy defar projet yi mel noonu aussi ñooñu dëkk noonu nga jéem leen recenser alors ñu laaj leen seen xalaat ci ñu jàppale la ci wàllu boobu quoi loolu lu am solo lay doon mais vraiment c'est un bon projet comme y a la grande mosquée ici à côté aussi projet bi bëgg nañu mu ànd ak taar boo xam ne dafay jàppale quartier bi yëpp comme fi la ñu bëgg def jumaa ji fi la nekk laaj na jumaa ji ba fi ñu fexe koñ bi yëpp mbedd yëpp ñu def ko ay genre tali quoi ay genre vraiment pavé parce que day rafet parce que jumaa ji buñ koy inaugurer war nañu préparer embellir quartier bi yëpp environnement bi depuis pont ba fii dafa Bargny dafa war a changer ndege canal bu rafet bi ngeen fi def canal boobu aussi da ngeen fa fexe mu yóbbaale quartier bi de Gorée jusqu'à ba ci kaw fële bu ko defee mu yóbbaale jumaa bi am benn modernité bu am gën a taaru gën a rafet parce que bu mënul rafet rek bàyyi quartier bi donc mbedd yooyu bëgg nañu daal ngeen def ci lu ngeen man pour jàppale ñu quoi vraiment mais ñu ngi leen di remercier ci wàll woowu aussi parce que maire bi aussi mu ngi jéem a góorgóorlu yàlla na ko yàlla jàppale ñu déglu conseil di déglu nit ñi yaatal boppam xam ne àdduna moom moo fi nekk mais mu ngi fi nekkal askan wi yëpp askan wi aussi dañ ko war a jàppale lu ñu gis muy yàq wala loo xam ne dafa baax ñu koy comme ni ngeen def nii laaj na aussi ñi nga leen laaj seen xalaat ci dëkk bi lu fi manqué ñu wax ko lu ñu bëgg mu nekk fi vraiment pour le moment loolu maa ngi si kontaan trop quoi. Mansour ñu ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf merci beaucoup merci ñu ngi leen di gërëm l'ensemble des Bargnois di ñaan yàlla dëkk bi yàlla na fi yàlla def xol yu sedd xol yu rafet parce que dëkk bi pour mu développer Bargny sax boo ko tekkee boo jëlee le baa bi barke la mais barke bi ànd ak bennoo nga dem jël a bi muy bu ñu àndee am barke a bi day ñëwaat taxaw
R bi mooy tudd ràññee ñu ràññee dañu war a ràññee dëkk bi ràññee baax na fi parce que dëkk ràññee moo koy développé. G bi muy góorgóorlu ah après góorgóorlu lu ci tegu Bargny N bi nitee bu ñu nitee Y bi nekk yaru ñu am yar dëkk bi développé am barke donc Bargny tur bi sax dafa nekk tur bu rëy quoi yal na yàlla barkeel dëkk bi yàlla na kontaan nañ trop ci seen teewaay maa ngi wax nag ci turu le président Cheikh Tidiane Samb comme man maa topp ci moom di wax ci turu le chef de quartier aussi suma mag la suma papa la alors les membres du quartier aussi c'est mon cousin ak papa Mamdou mi nga xam ne mooy kilifa kër gi ñu ngi leen di ñaanal yan yàlla defal leen jàmm voilà wasalaam merci beaucoup jërëjëf. mu nekkoon rek Mansour nekk premier vice-président conseil de quartier bi li mu wax nag mun naa nekk fi ñu toog nag féex na lool mais dañuy jóg rek yeggali ji doxantu bi ci quartier bi di Ndal Dali Niangène li mu wax rek ci wàllum tali yi tamit mun naa nekk ndax li di Promoville deuxième phase bi dinañ xool rek naka la ñu mën a demee ba mu yegg ci quartier yëpp ndax ñun Bargny am beneen xar kanam bu yees rek moom moo ñu tax a jóg ndax Bargny su demee kanam rek ñun ñooy jëm kanam kon jàppale leen lu war la kon dañuy woyalaat rek li nga xamante ne doxantu bi ci biir quartier bi di Ndal Dali Niangène ñu seetiwaat leneen rek pour wanaat leen ko ci Zoom sur un quartier. romba rio jox ko paas apprenti fëggal ma arrêt ñaari nit mooy benn lébu ragal kii fëggal ka arrêt mool bi xamul grève du débrayage ndax nee na job de day fay fii boo fi daajee resto daanu ndax foo dugg job de doo fay xëj na ren dëkk bi neex amati nañu ndam lu bees nawet tànde jarul xeex nañu wàññi yooyu fu dees di bu tonde baaka bañee ndax fekkoo gën see ñaaw man dama kontaan torop ba ma diggee ab lébu ne aw kaay fii asalaamaaleykum kaa ñu fiil bokku ndeex baay de amul kiil mbër de sekk gay mer bi mix école des filles ñu régalé sa ëdee kaaba Castor bu ñu fàtte camp ba daw ziyaari maam Omar Gueye ram bi tëm yaa a sugay ku bëgg a Bargny yookul wëy dëngal zibban bàyyi laamin bu ñu fàtte muk Abba Gueye fii moom a gënal fee baala baa fii ki fi juddoo jombul nga baa maam Serigne Moussa Seck ak a baax bu ñu fàtte ko ba maam Adama baax yow gannaaw ba ñu jógee rek ci vice président conseil de quartier bu Niangène ba léegi rek ñu ngi fii nag ci ki nga xamante ne moom mooy bàjjenu gox bi di kenn ci bàjjenu gox yu fi nekk bàjjen nuyu nañ la. fay naa leen. fàttali ñu tur bi. Ramatulaay Ndoy. bàjjen Rama nga nekk fii rek ci quartier bi naka nga gisee quartier bi. quartier bi day alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla ndax quartier bi ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay déggoo torop itam xale yi fi nekk itam macha allah jox nañ ma sama cër ba mu mat wax dëgg yàlla di leen si gërëm tam di leen sant waaw. quartier bi di Niangène rek naka nga gisee ak naka ngay communiquer rek askan bi fi nekk ci seen wàllu dëkkuwaay ci wàllum set gi ci wàllum sensibilisation ak lépp loo xamante ne rek bëgg nga rek seen wérgu yaram gën a ñoŋ. loolu fan yi yëpp si la ñuy dox fan yi yëpp si loolu la ñu nekk di ko dox topp leen pour ñu takk seeni moustiquaire affaire cet gi tam ñu ngi si wax dëgg yàlla tam suturaal na ma ba ma déggox ñoom ba aw max ñoom benn réeroo ni nga ma yabe noonu la ma ñoom ñëpp noonu lañ ma miine noonu laa dëkk ak ñoom dëkkin bu rafet muy góor muy jigéen ñoom ñëpp ñoo ma jox cër ma am si mbégte lool ndax am na nu mu doon demee du ma fi mën a nekk bàjjanu gox mais pour nga xam man nan laa fi nekk kenn koo si introsé ka dina la wax loo xam ne sax doo ko xalaat si man bon loolu dama ko sante yàlla dëkk nañu dëkkin bu rafet wax dëgg yàlla lépp lu nga xamante ne tam nekk na seen problème ñu ngi ma koy wax ma di si dox li ma man loolu moom am nañu fi daara boo xam ne man maay ndey daara bi mu ngi nii si kanam léegi itam soo bëggee sax mën nañu dem ba daara ja ndax daara jooju mag ñi dañ siy jàng bu guddee mag ñi dañuy ñëw si kër gi toog jàng bu bët setee xale yi dem si daara ja jàng fa ñu abaloon ñu fii benn bâtiment boo xam ne parce que école lañ ne woon mais bi école bi tijjee lañ ñu abal fii benn kër boobu nag moom la ñu defaraat xale yi di si jàng parce que traîner bi laay bañ kenn ku ne tam ñu waxtaan ak sa parent nga jël sa doom dugal fa moom tam mu di fa jàngale te yàlla rek a tax laaju si ñu ñëw rek ci quartier bi ba léegi quartier bi nag dafa jege ay sëkk ndax sëkk yaa ngi nii ci suñu ginnaaw te ñi nga xam ne ñoom ñoo fa tëdd yàlla na yàlla yokk seen ay leer ndax fii la ñu nekkoon ci ñun kon dem fa kon di leen toppatoo tamit lu war la fi nga xamante ne fa lañ nekk nan ngeen di fas yéene liggéeyee foofu. fii chaque jeudi dañuy nettoyer ba mu set ba foofu chaque lundi dañuy nettoyer ba foofu
dañu nekk fii sax di majjal sëk itam ki ka yore muy Moustapha Ndiaye xaaru si kenn xajalu si kenn heure boo demee ñeme ngaa dugg xalangu si biir ñu di ko ñaanal yàlla parce que volonté bi mu def ñi ko ñeme bariwul képp koo xamante ne kii sa néew mu nga fa tëdd yaa ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko fanu gudd ak wér Moustapha Ndiaye yal na nu ko yàlla fayal mu ngi si armeel yi guddi mu ngi si armeel yi bëccëg boo taxawoon fii léegi da ngay janox ba sa fond ba te kenn ñeme ko woon dañu daan def chaque année ñu toog ba mois de janvier ñu éene si rajo yi ñu ne ñëw leen ñu bay armeel yi wala ñëw leen ñu nettoyer armeel yi donc loolu amatu fi moom moo ko fi dindi ba mu set heure boo demee armeel yi day mel ni yaa ngi sa biir néeg heure boo jullee fajar boo duggee ñeme ngaa dugg wër ba mu daj doo fi am dara lu la naxadi bon Tafa Ndiaye dañu koy ñaanal yàlla parce que li mënu liggéeyal ah ñi ko volontaire bariwul ñu di ko si gërëm di ko ñaanal yàlla loolu daal moom laa amoon lu ma siy wax. Badiane ñu ñëw rek ci wàllum nettoiement bi ba léegi ndax gis nañ rek bi ñuy ñëw am na ci ay buntu kër yoo xamante ne rek ay ndox bu nga fa loolu ndoxu lan la ci biir kër yi lay génne wala lan la. ndox yooyu nag mooy suñu naxar ñun waa koñ bi loolu mooy suñu mettit parce que dañu war a jël seeni foos bu feesee ñu maxaka maxuñu ko nag ñu ngi ko kii si mbedd yi ñu ngi ko génn si mbedd yi muy dawal si mbedd yi nekk nag lu ñu metti lu ñu naqadi lu ñu naqarlu wax nañu bay bëgg a dee ànd naa ak délégué de quartier bi dugg na si kër yi wax ak ñoom marqué woon nañ leen fi mais taxul faalew ñu sax loolu man nag li ma wax ñeme naa ko ba Biram Ndiaye Sarr parce que man xam naa li may wax lan la sosaluma kenn ku ne ñëw taxaw nga xool fii lii dafa tane nii mais tollu na ay temps nit mënul jaar sax pour dem jumaa ja julli mu nekk gàcce nag si ñun nekk lu ñu metti nekk lu ñu naqadi xëj na buñ ko seetaani télé dinañu xoolaat seen bopp loolu moo tax ma wax loolu parce que route nationale directement àllaaxira moom la ñu war a gën a fonk si àdduna parce que fii mooy dernière moo mujj bon dañ ko war a respecter toppatoo ko mais di investir seen wanag yi si mbedd yi guddi lañ koy vide boo xëyee suba pour ñuy dem fajar jàkka ja di julli ji dañuy wagu jël ndox def si bouteille bu ñu génnee sottiwaat ci seeni tànk bu ñu demee foofu jàppaat xam nga loolu lu ñaaw la metti nañu nag mënuñu si dara nag ñuy sàkku tam ku ñu si dimbali lu nu si waay mën a dimbalee nu jël loolu lu nu naqadi la waaw. Badiane balaa ñoo dem rek dañu lay laaj rek naka nga gisee rek liggéeyu maire bi fi nekk ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk seen diggante yéen ak bàjjenu gox yi ak maire bi ak naka lay amalee rek liggéey bi. waaw alhamdulilah boo liggéeyu bàjjenu gox yi nag ñun daal amaguñu mais nag ñu ngi séentu parce que yàkkamti yàq parce que liy raam si ñag bi la jëm amaana dafa yëg seegul dañuy ñaan yàlla nag yàlla na egsi ndax ñun yàkkamtiw ñu dara parce que liggéeyu bàjjenu gox yi ñun ñoo ko volontaire pour suñu askan bon lu ñu si fekk rek alhamdulilah loolu daal mooy li nga xamante ne bi maire noonu na dinañu am lu mu ñu dimbalee ñu ngi koy xaar ndax lu jot yomb dafa jotagul parce que la ngay bëgg ak la yàllay dogal yàllaa ko xam bon nag maire ñun ñu ngi koy gërëm tam ñu ngi koy gërëm parce que toog nañu ak moom toogaat ak moom mais yéene na yàlla nag mooy dogal yëg seegul nag ñu ngi ñaan tam yàlla na egg ak jàmm ñëpp fekke te mu jig ñëpp am leen Njaay dañu koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla parce que moom suñu avancement rek la bëgg lépp loo xamante ne li bu ko defee dinañu jariñ mu ngi si yaay laay topp si gannaawam aussi noonu ñu ngi nuy wan di nu wax di nu tette ba fi mu ne mën nañu demal sax suñu bopp bon ñoom ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. waaw wasalaam. ñu ngi lay jaajëfal Badiane. merci.
di ko jaajëfal bu baax moom bàjjenu gox li mu wax rek ci lu soxal bàjjenu gox yi mun naa nekk ndax ci fan yi ñu génn rek ñu ngi amal liggéey bu mucc ayib ndax li nga xamante ne moom mooy paludisme bi dafa commencé bëriwaat fii ci Bargny tax na ñoom ñu jóg def autosonorisation di wër rek di sensibiliser di ci jaajëfal bu baax seen présidente Mame Lene Ndiaye ndax toogul benn yoon mu ngi def rek lépp lu mu mën ci kéemtalaay kàttanam pour askan bi rek gën a fàggandiku ci seen wérgu yaram kon rek ñu woyalaat doxantu bi ci Niangène ba léegi ci Zoom sur un quartier. romba rio jox ko paas apprenti fëggal ma arrêt ñaari nit mooy benn lébu raagal kii fëggal ka arrêt mool bi xamul grève du débrayage ndax nee na job de day fay fii boo fi daajee resto daanu ndax foo dugg job de doo fay xëj na ren dëkk bi neex amati nañu ndam lu bees nawet tànde jarul xeex nañu wàññi yooyu fuute fekk jëf wee njaboot bu des gannaaw mu war a fekki yaay ji wax ko ko ba kër gi dañuy jooy te seetu ñu rongoñ dem nañu sa gannaaw fu ma koy waxeeti ay doom yu sax ci xool ñoo doonoon li ñu boole man fu ma war a jaar ba ñu baal ma ñoo doonoon suñu doole ñoo doonoon suñuy xool ñoo doonoon li ñuy reeloo naatoo la wala njuumte njaboot gi di wee ci Ndal Dali Niangène ba léegi rek fi ñu nekk nii nag moom mooy sëkk yi nga xamante ne moom mooy sëggu Ndal Dali dafa jege lool quartier bi nga xamante ne mooy quartier Ndal Dali Niangène dégg ngeen sànq rek bàjjenu gox bi li mu wax ak ki nga xamante ne moom moo fi nekk di jàppale rek suñu way dawlu yi di toppatoo rek sëkk yi ndax yàlla na yéex comme ni ñu koy waxee ñun ñëpp fii la ñuy mujjee kon bu ñu gisee koo xam ne rek da koy toppatoo yoon la rek muy joxe kàddoom pour muy wax nit ñi rek ndaka lay amalee liggéey bi kilifa gi nuyu nañ la. nii maa ngi di fay leen ziar. ñu fekk la fi rek ci sëkk yi ñu bëggoon la laaj rek naka ngay amalee sa liggéey fii rek ak quartier bi nga xamante ne moom mooy Ndal Dali Niangène rek naka lañ lay jàppalee pour liggéey bi gën a yomb. wala ni liggéey daal fii daal mooy man saa ma xëy fajar bu jógee fajar fare fi laay nekk nag man maanaam sax fi laay julee géey ba pare soo dem bu demee bi demee encore ba yeneen heure yi si laay dugg si amee li wër amee li di xool parce que am na xam ne ay saa yoo xam ne dañuy bàyyi bu yaakaar ne dem na ñu ñëw di suul dal si ginnaaw moo tax man aw amu heure boo xam ne aw amu heure maa tëdd te ba 4 matin sax moo jóg ma yor sama laan tos leer laay rek di nit wëññeekuwaat waaw. kon ñaawteef yooyu rek mu ngi fi daf fiy faral di am. non du benn ñaar parce que man bu fekkee rek su naa fi benn kii kanaar koo xam ne di ko waay kanaar bi du nga ko liiree dañu ko da nga ko woon noot ñoo xam ne lu nga ko wax mu ne waaw waaw maa gis mu ci ko mu sulli ko ñëw xool ko affaire muy loolu mu jël ko kanaar bi yàqu du ci seen ko fële waaw loolu moom du benn ñaar moom am na fi moom waaw. kon lan ngay wax rek askan bi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan rek ci ñu respecté rek dëkkuwaay yi. non toujours mooy li nga xam daal mooy toujours li may ñaan toujours am na xam sax dañuy remoo fii duñu sax xool di xam ne fii am nañu fi ay maam wala am nañu fi ay rak am nañu fi ay ceebaat lépp ngi fi faa yi rëmb fii di waxtaan si waxtaan ba xataan di ree duñu sax neme xam ne fii ëllëg fi la ñu jëm ngi nag boo dem xam ne fi nga fa jëm ëllëg da nga préparé parce que kenn xamul ëllëg loolu lay fekki kenn xamul lay fekki nit ñi nag dañuy armeel yi man dama su dama ne waa Bargny lii fonk ñu ay armeel loolu ko wax su kaw ñu dégg ay waa Bargny fonk ñu ay armeel fonk ñu ko fonk nit ñi nag man nekk xam naa baax li ma wax ñu bari bu ñu ngi si armeel rek néew ma fi dégg nga néew ñu ñëw dugg bari bu ñëwee mel ñeneen ñi fa lañu taxaw waxtaan ñi baat ki nga xam sax la ñuy wax di xam la xam si armeel dara bu fekkee ne foog nga si ñëw da ngay uniquement wax ci xam ne di nga jug uniquement ci xam ne yow da ngay ñëw xam ne jaar sama mbokk yi fi nekk
mais laa ñu si amee daal néeg moom ñu am te bu ñëwee fi lay taxaw du ñu sa xam-xam que du ñu sa àgg si xam ne néegu fa la nekk du yoon. dañuy faral di wax naan soxna yi léegi dañu tàmm di ñëw léegi ci armeel yi loolu nekk loo xamante ne lu aay la wala dañ ko aayal. non non aay macha allah man li mën la xam naa mais soxna si yàlla bu vendredi jotee vendredi soxna si sax ñu ñëw fi ëpp jigéen ñi ñëw fi ëpp parce que ay armeel dañ ne góor ak jigéen war a dugg kii mais saa dañ ne waru fa bëri ay tànk la ñuy wax ba tànk boobu parce que ba tànk boobu day am ëllëgee comme demee la nga loolu xam da ngay tàmm tàmboo tamit da ngay démystifier loolu moo tax ñu am armée li kay ngeen war faa bay tànk yéen tànk yu bëri yi mais war na fa faa nga ñëw ziar ay ajuma ziar nemme ko ñu nekk ñëpp ñibbiwaat loolu mooy yoon mais kenn tëral kenn jigéen dugg ci ay armée li daal duggoon na nga yiwu mel ni ko mel te ñaanal ñi nga ñaanal dem si yoon mais kenn tëral kenn ay armée waaw. ñu ngi lay jaajëfal kilifa gi. waaw soo la ñëwoon mooy migrant nga ne daanu ba léegi kenn daal moo fi. lu ma waxoon naa keroog keroog man politique ma préfet keroog moo ma jox 10 sacs ne ma 10 sacs pour fële mais 10 sacs yooyu dem na ma laa boobu moolu boobu defal ko mais li sax ñi teg si bët du ñu sax kat xaaral ma jéem a awma sax laaj nu mu demee à part faire préfet ak rakam bi ak à part préfet ak rakam bi ñoom sama dëgg laa wax man politique ma waxu ko man dëgg moom taxawa gis ma kenn koo xam ne yaa ngi dugg si armée yi di nemme ko ni nga koy nemme ko amu fi à part chef de quartier kii Niang moo tamit macha allah moo tamit moom ma dama suñu wax waaye moo tamit macha allah moo tamit ku jar ñaanal la Niang ku jar ñaanal si chef de quartier ku jar ñaanal moo la war a politique ma ku jar ñaanal la parce que man mi wax man xam naa baax dox ma dañu ñaanal la à part loolu chaque jour mun maa wax te encore boole ma si imam Mboy ku jar a jàppale la man si moom laay réy de man nekk fii moom a gën a góorgóorlu moom laay réy te nag chaque jour noonu naa kenn wax ne ci jumaa nekk chaque jour bu ñuy amee néew ni ko bàyyi xel du bon bu dee Dakar bu bon 35 francs ngay fay pour ñu sangal néew mais fi dañ ko sang ba pare doo ko ñaar sa doo ko jox dafa ñaaw ki xam ne heure boo ko yooyee mu tijji morgue bi tegal si néew heure boo ko yooyee mu sangal la dafa pare mais war ko bàyyi xelam ma si wul dara sax mu di ñeet ñu jox ko sa xelam mooy yéen yi yàlla la wax mais dañ koy sang pare ku nekk si moom si bopp di xoolante ne naan ki ko war a jox te et puis fii courant la chaque bu dugg si néew da nga war a jënd ko courant mais seen si yoon ñu daal dañu dugg si néew et puis dañu laaj ndax am na càngaay wala amul càngaay non non ku indi càngaay ki dee dañ ko préparé càngaayam lépp indaale ko bu fekkee càngaay xam ne fekk fi xam ne ko loolu fekk na ko fi bàyyi ko fi ëllëgee keneen fi ko xam ne am na doole mu ñëw mu jël ko. kon képp kuy ñëw rek na indaale càngaayam. mooy yoon si ko xam ne parce que ñeneen ñi bu ngeen càngaay fi nekk mooy ñi ñëw doole moom la noo tax ñu ko fiy teg mais bu amee doole am nga boo ñëw am nga doole am nga nu mel da nga war a préparé say càngaay si lépp teg boo ñëwee nag boo sanga boo fekkee ne loolu ñu ne nga sang boo li fi nekk nga bàyyi ko encore pour ñi xam ne am nañu doole bu ñëwee jël ko mais ñëw naa ndax am na càngaay wala am càngaay déedéet ki am na nit say càngaay say wute nag say parfois lépp teg ñu indaale ko mooy yoon am na fi parce que dañu yàlla bu dee bu dee dañu bon balaa dee nañu njëkk génnee càngaayam génnee laaj ndax am na boor lépp ñu teg de côté loolu li sa am wax mais que ñu naan ay càngaay am na fi rek li wute na am fi pour lan te nga am ko te mu bàyyi ko fi du ko jënd ah bu am la yéen si bopp am na xam ne am na doole na ko jënd mooy yoon loolu laa sant léegi maa ngi gërëm sant loolu laa ma si la wax si Maam Mboy maa ngi jigéen bi sant nag man mun naa wax te gërëm ko waaw man nag moom laa ko naw naa trop li wax nag armée nag mooy la wax rek ni ñi sàmm armée yi jëfal bu baax rek moom kilifa gi nga xamante ne moom lañ fekk fii ci sëkk yi ndax dañu naan rek kulu nafsin saa yu xatil mawti ndax bakken bu ñoom dund rek di nga ñam dee te fi nga xam ne fi lañ nekk rek moom mooy suñu kër gu mujj te mooy kër goo xamante ne kenn du ko xëccoo ndax ku nekk rek li nga fi def rek moo la fiy fekk muy si ay jëf kon ngalawaay mbokk yi nañu gën a fonkaat sëkk yi gën a fonkaat rek suñu mbokk ak suñu ay maam yi nga xamante ne fii la ñu tëdd di leen nemmeeku ndax ñoom lenn rek la ñu soxla ci ñun mooy ay ñaan kon nañu leen li ko defal di ñëw di leen ziyaarse di leen jox ñaan gi àjjuma bu nekk comme ni mu ko waxee kon dañuy woyalaat rek doxantu bi fii ci quartier bi demaat rek wanaat leen leneen ci Zoom sur un quartier.
képp ku ñëw baa di nga dëkk amul ma nekk séeréer tukulóor njaago ñëpp la ñu bëgg daw rabin dugub si ba bu ñu fàtte ndëpp man sama dëkk am na yaa booy ndax ñun balaaw la ñuy fecc romb rio jox ko paas apprenti fëggal ma arrêt ñaari nit mooy benn lébu raagal kii fëggal ka arrêt mool bi xamul grève du débrayage ndax nee na job de day fay fii boo fi daajee resto daanu ndax foo dugg job de doo fay xëj na ren dëkk bi neex amati nañu ndam lu bees nawet tànde jarul xeex nañu wàññi yooyu fu dees di bu donde baa ko bañee ndax fekkoo gën see ñaaw man dama kontaan torop ba ma diggee ab lébu ne aw kaay fii asalaamaaleykum kaa ñu fiil bokku ndeex baay de amul kiil mbër de sekk gay mer bi mix école des filles ñu régalé sa ëdee kaaba kastor bu ñu fàtte kan ba daw ziyaari maam Omar Gueye rëm ram bi tëm yaa a sugay ku bëgg a bar ñu yookul wëy dëngal zibban bàyyi laamin bu ñu fàtte muk Abba Gueye fii moom a gënal fee baala baa fi fii ci quartier bi nag taxawaayu ndaw yi rek daf fi am solo lool moo tax rek ñoom ñu jóg taxawal li di ndal daal di ca kanam di kuréel goo xamante ne rek dafa ëmb ndaw quartier bi ngir ñu mën a doxal rek quartier bi lépp loo xamante ne bu ñu ko defee rek xar kanamu quartier bi dina am beneen xar kanam bu gën a yees rek moom mooy seen yitte di waa ndal daal di ca kanam ñoom laa toogal nii nag kenn ci ñoom rek kilifa gi nuyu nañ ñu ngi lay fay soxna si. tur bi nan la. man Omar Samb la chargé de la commission jeunesse et éducation de Ndal Daali ca kanam. Omar muy association boo xam ne defe naa day doog a juddu de. waaw association bi nag day doog a juddu waaw yàggul dara biñ ko créé léegi donc mu jógee ci idée wu Amaseer Sarr Kana l'un des coordonnateurs am nañ nag ñetti coordonnateurs donc moom moo am initiative bi partagé ko ak ñun ñu taxaw ci ba jeunes yi Ndal Daali gi yëpp tey bokk ci. donc association la boo xamante ne ni ça regroupe tous les jeunes de Ndal Daali plus de 400 jeunes waaye nag mag ñi nekk suñu gannaaw ŋànk ñu pour dooleel ñu. ci wàllum dooleel boobu rek ndax danga ne moo ëmb quartier Ndal Daali yëpp te dañu gis rek fële ca côté arrêt 60 bi ay PNR yoo xamante ne rek muy fu ñuy tuur mbalit ci njàppandalu bu ay UCG loolu rek ban taxawaay la ci Ndal Daali ca kanam am. waaw loolu suñuy dëkkandoo yi nekk fii ñi waa TMCD ñoo ko fi def donc ñu di leen di féliciter au passage parce que lu baax dafa jar a roy je dirais même que ñoom ñoo tax sax ñoon ñu am initiative yi waaw donc lu baax dafa jar a roy ñoom ñoo commencé loolu waaye ba tey buñu ne Ndal Daali sa kanam Ndal Daali moo regroupé gox-goxaat yi nekk ci Ndal Daali yëpp TMCD fi ñu jógee sànq noonu muy Sangasul muy fi ñu nekk nii di central fépp donc mouvement bi daal daanaka day ëmb loolu yëpp voilà yaatu na quoi. fii ci quartier yi bu ñu daan seetlu rek bu ñu nee ndaw ñi nawetaan moom moo tax ñuy wax te nawetaan amul lan ngeen fas yéenee doxee rek balaa sax nawetaan yooyu du am lan ngeen nar a teg comme programme ak nu ngeen di liggéey wala da ngeen di xaar rek di ko teg ci ay setal rek wala toog fii di majjal lan la waa Ndal Daali ca kanam nar a fas yéenee doxee rek en tant que ay ndawu quartier. waaw ku xam Ndal Daali di nga xam ni du tey fubal rek mooy tax ñuy yëngatu donc récemment rek bu ngeen seetloo ñu ngi fi doon amal benn journée don de sang donc ñun daal du dañuy toog xaar ba nawetaan jóg rek pour ñu doog a yëngatu pour wane ne Ndal Daali ngi nii donc ay projet yu bari nag yu baree ngi ci kanam yoo xamante ne nii dinañ ko amal xam naa bu suñu journée de lancement bi passé rek parce que aussi activité de lancement yi dina commencer dès le 26 donc muy commencer le 26 doon benn 72 heures ba nga xamante ne ni Ndal Daali ca kanam ci boppam ñoo ko organisé xam naa du ñàkk après le secrétaire général dina wax moom mu joxe chronogramme bi 72 heures yi ni muy demee ak programme yi ci kanam incha allah. rek ci wewu béy mu mel ni toogu leen rek seetaan ndax saa su nekk rek yéen a ngi amal ay daje di waxtaan di sottente xalaat di bëgg rek lépp lu ngeen di def rek ci Ndal Daali ca kanam bi mu jël beneen xar kanam tey jii quartier bu pare woon rek tey nar a ànd ak yéen wala ngeen dem rek wan leen li nga xam ne moo nekk fii kooku lan mooy doon seen taxawaay. waaw xam nga tey liggéey bi particularité bi dafa nekk Ndal Daali rek mais ñun quartier bu jóg pour liggéey ñun parce que ñun en fait Bargny moo ñu ñor donc Sénégal moo ñu ñor. donc lu baax li ma lay wax sànq naan la lu baax dafa jar a roy donc képp ku andi si ay idées yu baax pare nañ pour dem seex yow parce que loolu rek moo tax a jóg na sunu gox développé na Bargny développé na Sénégal développé waaw loolu rek moo ñu tax a jóg. rek dañuy wax ne
ci lu ñu mujj rek dañ fi amaloon ab journée de l'excellence monsieur le maire doon sargal rek ay doomu Bargny yoo xamante ne ràññeeku woon nañ ci seen wàllum jàng ki nga xamante ne rek moom mooy Mamadou Cissé moom it Ndal Daali la dëkkoon te moom moo nekkoon ki nga xam ne rek moo amoon mention nekkoon lycée Bargny tey jii rek en tant que ndaw naka nga gisee rek liggéey bi nga xamante ne Gaye Abou Ahmed Seck mu ngi koy amal te jëmale ko ci ndawam rawatina it yéen jeunes yi. waaw xam nga tey ndaw bi nekk ci banc école di jàng tey soxla na motivation donc lu mel noonu bu dee ne tey par exemple municipalité bi wala beneen autorité wala beneen kilifa bu ne ci Bargny da ko def loolu dañ koy rafetlu parce que dafay encourager ñi nga xamante ne mooy ndaw yi nga xamante ne ñu ngi nekk di jàng donc loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu di ko féliciter waaye aussi di féliciter suñu rakk jooju nga xam ne moom moo génnee mention vraiment c'est un exemple à suivre donc ndaw bu ne war na roy ci moom donc vraiment daal ñu ngi kontaan ci moom bu baax a baax di ko ñaanal yàlla lii mu nekk ni yàlla defal ko ci ndam lu kawe njortam mu. ci wàllum Ndal Daali ca kanam la kuréel la kon da ciy baax rek kenn ci yéen it am lu mu fàgg ca fànn ba mu yoree rek war ñu cee mën a wax kon ki nga xam ne rek moom nga feggool moom day jege si nii rek moom it wax ñu. beneen ndaw it ci association bi di Ndal Daali ca kanam moom nag ab sekkeen la xam naa ne yàkkamti na lool dem jëli lekk ji ceeb bi noonu sekk saayoor bi Ousmane nuyu nañ la. ñu ngi lay fay bu baax. Ousmane ñoo nekk ci biir association bi di Ndal Daali ca kanam nekk fa secrétaire général bi mu mel ni rek da ngeen a dëgmal ay activité lan nga ñu mën a wax rek ci activité yooyu ak naka la nar a demee fii ci quartier bi. waaw bi ñu nuyee ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu seen teewaay si quartier bi ndax ñun ay jeunes lañu yoo xamante ni suñuy mag ñoo nekk suñu jënnaaw suñuy mag nag initiative yi si ñoom la jógee léegi pour may ñu fit ak doole ñuy jël seen i rakk jiital leen en tant que man mi xamante ne secrétaire général la si mouvement bi ñu jël mal benn programme léegi bu ñuy wax si Ndal Daali tamit lenn lañ si mën a wax mooy que Ndal Daali gox bu rëy la te large na te pour ñu demee ba dugg si benn initiative ne dañuy créer mouvement Ndal Daali sa kanam kon ça veut dire ne loolu loo xamante sas la bu rëy bu xamante ne moo tegu suñu kaw ñu bëgg tamit ñëpp a jàppale ñu si te pour loolu mën a antu dañu def benn programme boo xamante ne dinañu ko organiser benn 72 heures boo xamante ne ñun ñëpp dinañu si dugg Ndal Daali du ñu si woo ñëpp. 72 heures boobu lan moo ca nar a xew. waaw 72 heures bi maanaam 3 jours lay doon dañu koy def le 25 le 26 le 27 programme bi nen nii la ficelé woo mooy la si vendredi si le 25 dañuy def 9 heures à partir de 9 heures dañuy def benn lecture du Coran maanaam jàng kaamil. léegi à partir de 10 heures ñu def cérémonie de lancement mouvement bi si vendredi noonu la programme yi tëddee si vendredi 25 léegi si ëllëg sa samedi 26 dañuy organiser fii benn set setal mais set setal bi da si accompagner benn reboisement boo xamante dañ koy def si koñ bi fii nii bu weesoo loolu tamit si ngoon si maanaam dina am benn festivité maanaam gumbe boo xam ne loo gis xamante ne lu ñaar koñ bi la jigéen ñi tamit ñu ngi leen si woo ndax gumbe boobu noonu maanaam festivité bi dañu leen si woo parce que ñoom seen loolu ñoo ko moom te Ndal Daali sa kanam du góor kese ñoo ko accompagner am nay jigéen am nay góor. kon mu mel ni rek lépp rek dina yemb lan ngay wax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan te en tant que jeune rek lan ngay wax ndaw bi nga xam ne tey dafa toog rek jàppul ci dara wala association yu mel nii rek nan nga ciy ñaaxee rek ndaw Bargny yi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. waaw ma terminé nee na di wax tamit si 27 bi mooy dimanche ji foo dañuy def benn cérémonie de fermeture benn lancement benn cérémonie conférence bi développement jeunesse bi dañu siy wax loolu pour nu ñuy soññee suñuy rakkax suñuy xale si lii mouvement bi xamante ne moom la jëlmal si programme bi. mouvement bi ne lenn moo ko sabab mooy que ne 72 heures yi benn genre lancement la rek mais li nekk si ginnaaw 72 heures yi mu ëpp solo. ndax ku wax jeune wax xam engagement am si koñam ak si quartier am lan la si war a apporter si xalaat si soññ ay rakkaam ñu bëgg li ñuy def loolu moo sabab mouvement Ndal Daali sa kanam te li nekk suñu ginnaaw mu ëpp ñi ñuy gis nii. ndaw ñi la ñu nekk ba léegi rek ndax nee naa la xam-xam rek ci ndaw lay nekk doole it ci lay nekk kon boo nekkee ndaw rek jóg di liggéey sa quartier rek yoon la ñu di ko wane ndax nee naa la lu baax rek moom moo jar a roy kon waa Ndal Daali ci kanam ba léegi rek naka ngeen fas yéenee liggéeyee rek li nga xam ne mooy association bi ngeen nar a taxawal di Ndal Daali sa kanam ñan ngeen fas yéenee tàllal loxo. waaw Ndal Daali sa kanam moo ngi tàllal loxo képp ku xam te ne dëkk nga Bargny plus particulièrement ñiy dëkk Ndal Daali aussi parce que mouvement bi du mouvement bu xam te ne politique la c'est mouvement bu xam te ne apolitique la mais aussi di si oo
maire bi di si oo képp ku xam te ne tey jii nii responsable nga si Bargny parce que buñ na maire bi moo njëkk a doon ki xam te ne moo war a njëkk a jóg pour jàppale jeunesse am jeunesse Ndal Daali li ko tax a jóg mooy Ndal Daali si kanam mooy avancement Ndal Daali noonu Ndal Daali amaat beneen xar kanam beneen avancement bu xam te ne tey am na ko aussi mais bëgg nañ mu gën a avancer waaw loolu nag moo gën a tax tey jii nii mouvement Ndal Daali sa kanam bàyyiwuñu kenn comme Abou Cheikh bàyyiwuñu aussi Salim Mbaye bàyyiwuñu Daouda suñu président aussi ainsi de suite ñii dëkk Ndal Daali ñu xam te ne ay autorité lañ ñoom si Ndal Daali si kanam la ñu bokk parce que mënuma am sama carte d'identité Ndal Daali nekk ci Ndal Daali si kanam am ta mënuma si bokk loolu c'est impossible képp ku dëkk Ndal Daali am nga part de responsabilité si Ndal Daali si kanam parce que am nga si benn carte membre bu xam te ne moom nga war a jënd loolu moo lay identifier ne yow si Ndal Daali nga bokk sa carte d'identité rek moom moo lay yóbbaale ne ci Ndal Daali nga bokk kon Ndal Daali si kanam am na beneen xar kanam bu xam te ne moom lañ bëgg mu dem fa kon incha allahu rabbi loolu lépp jàppale bi su ñun la rek aussi defuñu ko ngir keneen jeunesse bi moo ci ëpp responsabilité bi aussi parce que mag ñi dañuy épauler rek mais jeunesse bi tey war nañu si jàppale bu baax autorités yi aussi ñoom tamit pare nañ pour jàppale ñu mais bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ki dëkk Ndal Daali bàyyiwuñu ki dëkk Ndiaga Samb bàyyiwuñu kenn avancement Bargny la kon na si ñëpp jàpp incha allah rabbi loolu moo gën a doon suñu initiative si Ndal Daali si kanam. di ko jaajëfal rek ñoom ay ndaw lañ nekk fii ci Ndal Daali taxawal kuréel gi di Ndal Daali sa kanam kon dañu leen di ñaanal rek fa ñu bëgg yegg rek ak association bi ñu yeggal leen fa ci fàttali rek assise de la propreté amoon na fa ba ñu ca jógee ba léegi nag waa service technique dañuy amal seen liggéey ci lu mel ni rek ay week-end vert yu ñu fiy amal ñoom nee nañu reboisement bokk na ci seen ay 72 heures kon dafa mel ni rek week-end vert Bargny vert la ñu bëgg rek ndax lépp nekk naataange ñu nekk rek fii ci Ndal Daali ñàngeen ba léegi yegg si rek ci penc bi te waxtu julli jot na duñu def loolu rek dem ci ki nga xamante ne moom mooy imam bi sekk ak moom waxtaan mu wax ñu rek naka la gisee diine ji nga xamante ne fii la nekk ci Ndal Daali rek ci Zoom sur un quartier. lu soxal quartier Ndal Daali ñàngeen ba léegi rek ñu ngi nii toog ak ki nga xam ne moom mooy imam bi ñu koy wax imam Baye Mboye Faye moom nag nekkul rek imam ci quartier bi ndax am na leneen loo xamante ne mu ngi koy liggéey di lu am solo loo xam ne askan bi yëpp ñoo ko nangul ndax yemul rek ci Ndal Daali ndax képp koo xamante ne rek boo ca tolloo di nga ko soxla rek moom da ciy taxaw kon bu ñu yëgsee ci quartier bi day baax rek ñu dékk ko suñu micro mu waxee ñu rek ci wàllum diine ji fii ci quartier bi rek naka la ko askan bi di dundee ak rawatina ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk imam nuyu nañ la. salaamaaleykum mbooloo mi delluwaat sant yàlla bu baax doon alhamdulilah rabbil alamin di wax ne noonu li gën a ittee si quartier bi moo loo dëkkin waxatu yi waaw parce que te kër yi xam ni fa la xar yi war a dëkk fi mu nekk nii amatu ñëw courage pour ne fii la war a dëkk parce que li ñu war a dëkk yëpp xam nga état bi jël na ko. fii ci biir Ndal Daali la am koo xam ne état bi da koy jël. ginnaaw armée yi rek parce que fa loon yaakaaroon pour dëkk bi mu nekk nii amatuñu yaakaar parce que usine bi jigéen na te li fa des as niiw am na benn usine ba ñëw pour ne da koy jël te fii nu dëkk Ndal Daali ñoom ñoo ko moomoon wala dafa nekkoon espace boo xam ne dafa jege Ndal Daali. Ndal Daali ñoo ko moom suuf si ñi ko moom Ndal Daali ñuy dëkk waaye ba keneen moom itam am nañu espoir pour jënd ko waaw te en même temps fii nu dëkk itam moo la boo gasee au mètre rek am dox ñëw tuyaux yi fi ne woon pour arrondissement tuyaux yi doxatul waaw ba tax na booy sangu sax da nga limité sam sangu pour say douze waaw ba bien pees parce que jigéen ñi xam ne ñoo war a puut di war a tuur yi fi ñaa tuur yi dafa sori waaw te oto mbalit mi xëy na léeg-léeg mu am doisu yaa mi du ñëw. kon daal fii su ma la déggee rek wàllum assainissement nekk na loo xam ne seen problème la ndax kër yu suufee. arrondissement sonal nañu en même temps muy courant bi tam poté yi benn tàkku si parce que
waaw na daal fii pote yëpp daa coupé bi répané ko bu fan yi passé waaye ba ñaari fan la am payaat waaw mu tax ne loo xam ne lii xëy na noonu ba amoon ko am ki mën a si dimbali daal mu dimbali na si waaw te comme ni ko waxee sa affaire yi comme jàkk ji moom amul problème parce que xale yi moom li xam ne lii moo leen was jàkk yi yëpp ñu ngi koy def waaw li xam ne mooy ñëw liggéey yëpp ñu ngi koy liggéey te am nañu entente tam si seen biir waaw moo tax jàkk yi amoon benn problème ba xam ne bii kii lañ soxla daal waaw parce que lépp lañu si yaakaar si wàllu dox yëpp mu ngi dox moom waaw. ñu gis rek fii Bargny sax place yu bëri rek amatul toogin yu mel nii ndax dëkkin yi moo koy waral lu ci bëri dañuy jóge fii dem di toxu ji feneen muy ginnaaw raay mais fii ñu fekk leen ñu ngeen toogee nii te yàlla na yàlla gën a yokkut daje bi ak toogaay bi yàlla may leen fi gudd fan ndax ngeen mën a gunge ndaw ñi Baye Mboye ñi nga xam ne yéenay toog chaque jour rek lan nga mën a wax rek ci quartier bi ak ñoom ñi. parce que ñi nga xam ne ñooy toog moom depuis ñu nekk xale ba nëgë ni parce que nooy nekk yàlla dafa def ne ñun ñëpp noo bokk dëkk ci koñ bi te bi nekk xale ba léegi bu ñu liggéeyul bu ñu wàccee itam ñoo bokk di toog yaa dafa ne man fi la ma nekk yor hôtelier depuis ma nekk xale ba léegi nii maa ngi ci biir Bargny daal waaw. nan nga nekkee fii imam Niangène. nan nga nekkee imam fii si jàkka yi. nu mu nekkee iliman si jàkka yi moo la man depuis la mat 20 ans 30 ans damay tëj sama hôtelier waxtu ji ba jotee ñu julli si jàkka yi. boo moom xel sax nekk si ab ilimaam waaw après topp si ginnaaw mag ñi am si moom yaakaar parce que am na fi 30 ans yoo xam ne yi maa ngi julli te amoo si benn responsabilité waaw mais waxtu ji ba jotee daal di mu tëj sama hôtelier dem julli yi waaw mu dem mu yàgg nag mag ñi am si man yaakaar xanaa na ma daal topp si ginnaaw kii Samb ba Souleymane Samb moo tax si ginnaaw waaye moom itam ba mu ñëwee mën a ma tànk yaa ngi fi daal moo tee ma teew doxalal waaw ba Souleymane Samb mu jël lépp tekk si sama ginnaaw yaa def tam te mu fi jógee tam ma taxaw fi ñoom tam waa pinc mi ànd si loolu waaw. Baye Mboye ci lu soxal rek morgue bi nan la quartier bi ñoom ñoo la tànn wala nan la yow da nga jóg rek ne tey ji dama bëgg a def loolu rek pour jaamu ci yàlla wala. non affaire morgue bi sama papa moo ko yoroon bi mu demee ba nekk mag mu ne ma daal dama bëgg nga ñëw jàppale ma si après loolu moom moo suy bàyyi bi mu demee itam ba gaañu itam ma jël caabi yi itam di jox ko sëñ Ablaye Seck naka caabi yi morgue bi ak jumaa ji mu ngi nii mu ne ma dama jox ko sa baay Abdou Seck Diop waxtaan si moom mu ne ma daal comme que sa baay soo xool ko doon daal continué ko la moo tax ba léegi itam mu continué si man ñoom il bi moo sama baay dama gaañu dama caabi yi jox ko imaam yi na ma caabi yi continué la wax moom loolu daal moo tax ma continué si caabi mu continué si waaw. Baye Mboye sànq dama la dégg rek nga ne xaw ma lan def na 30 ans mu mel ni rek doo gone rek ci dëkk bi rawatina Bargny naka nga gisee rek Bargny démb ak Bargny tey. waaw Bargny démb ak Bargny tey seen différence moo la entente bi mag ñi amoon solidarité mbokk gi am ko mbokk gi ku sa am problème mbokk gi yëpp taxaw léegi mbokk gi dem na ni mbokk gi léegi day waaye jee parce que léegi ku nekk sa boppoo sa jabar sa doom moo la itteel waaw kenn ku nekk sa jabar sa boppam moo la itteel sa yaay sa ittuduloo sa jabar sa doom waaw moo tax mag ñi nii ba jëkkoon da nga am sa mbokk mu sonn nga jëli ko këram andi ko sa kër wala boog nga jël ak njabootam andi yor leen. nga ci association imam ak ulema yu Bargny. waaw parce que man Bargny lépp lu xam ne ci diine la bokk bu ñu wootee dama ñëw participer waaw bi ñu ootee itam pour imam yi war nañu am taxawaay bu ñu ñëwee itam ñëw naa bokk si waaw. mel ni rek Bargny bu ñu ko waxee rek diine daf fi am solo lool te amu fi tànku ginnaaw tànk kanam la fi am mën nañ ko wax parce que su jumaa ji nga xamante ne ñu ngi ci nekk rek ñu ñaan yàlla mu yegg ak jàmm lan nga ñu mën a wax rek ak lan ngay tàggatoo ñi lay seetaan ci lu soxal jumaa ji nga xamante ne fii la nekk ci Ndal Daly. li ma si wax moo la ñi nga xam ne ñoo dëkk Bargny géej di dem géej ñoom seen taxawaay si jumaa ji su dëgg-dëgg rafet na te ñi nga xam ne itam mooy waa dëkk bi ñëpp ñoo xam ne jumaa ji dañ si war a taxaw ni si mool yi taxawee ñi nga xam ne ñi dañu yor seen liggéey bopp ñoo xam ne jumaa ji Bargny yëpp ñoo ko bokk te lépp lu si waaye dugal itam ab denc la boo xam ne bii mu ngi jëm ëllëg te li jëra sonn moo loo xaalis boo denc boo xam ne bii boo demee àllaxira fekk ko fa waaw parce que dund gu am arrêt ak dund gu am arrêt yow ñaar dund kenn du leen wecce ko waaw. Baye Mboye ñu ngi lay jaajëfal xanaa rek nga jox ñu ñaan gi rek ñu yóbbaale. waaw
kon ñu dolliwaat sant yàlla bu baax di wax ne seen taxawaay mi ngay ñëw wër si dëkk bi di laaj ni seen xalaat si dëkk bi loolu am na solo trop ñu ñaan yàlla seen taxawaay yal na ko yàlla gën a yàggal di ñaan yàlla léegi bi ngeen si bëgg bu dëkk bi avancé itam yal na ko yàlla yóbbu ni ngeen ko bëggee di jaan sallam mu nekkoon rek Baye Mboye Faye di imam rek fii ci jàkke ji di Ndal Daali Ñangeen li mu wax nag dégg ngeen ko ndax moom li ñuy dégg turam rek ci yeneen yoo xamante ne pour dimbale waate la bëri na yàlla na yàlla yàggal taxawaayam ndax kuy def lu baax rek dañuy ñaan yàlla mu baax ndax nee naa bari ñi kenn du fi dëkk rek te doo def lu baax rawatina fii ci pencum Ñangeen ñu feggoowaat rek ak keneen koo xam ne fii la nekk di mag mi kon da ciy baax tamit mu sànni ci kàddoom ndax nee naa la dëkk boo fa demee rek da ngay jox kàddu ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk juddoo fa xam li fa nekk rek ndax ñu mën a wax loo xamante ne dinañ ko mën a yóbbu te dina neex a dégg it ci nopp ñuy ñaan rek lépp loo xamante ne Baye Mboye ñaan na ko fi ci ay mbébét rek mu bañ a tàbbi ci nopp kuta yàlla saafaral leen ko ci nu mu gën a gaawee. maa ngi lay fay. nga dëkk fi rek ci koñ bi nekk fi rek mën nañ ko wax lan nga ñu mën a wax rek ci koñ bi nga xamante ne fa nga dëkk. waaw koñ bi de dafa nekk koñ boo xamee ne koñub jàmm la parce que ñun ñëpp dañ jóge suñuy kër ñëw fii nga xam ne fii la Baye Mboye dëkk di fi ñëw chaque jour di fi toog di waxtaan tisbaar ba tàkkusaan soog a wëlbatu ku nekk dellu sa kër. kon daal dafa mel ni rek jotaay bi ngeen di jotaay rek bu doon ay caaxaan amaana dagg ngeen ko ndax nee nga fii ngeen di toog rek ci watu imam di diisoo di sottinte xalaat di nasaka nocc rek pour luy jëmale quartier bi kanam. waaw dafay daal di ndaje ne dañuy fi daje toujours. parce que bi ñu fii daje yëpp bu fekkoon ne jàmm lalu ko su boobaa duñ fi mën a daje toujours mais li nga xam ne jàmm da ko lal te jàmm ji yëpp mooy nu yaay Mboye ak ki nga xam ne mooy ay frère am moo waral nu jóge suñuy kër ñëw ba fii di toog di waxtaan ak moom ba tàkkusaan nu soog a wëlbatu ko dem suñu kër. lan nga gis ci quartier bi léegi loo xamante ne amu fi woon. ah quartier bi de li nga xamee ne mën naa wax ne gisoon naa ko fi te amu fi woon muy vraiment y a un changement parce que quartier bi gën na wax naa mën naa wax ne gën naa set mais bu setee dolli si nag lu ñu nu jël waaw wàllum set bi vraiment tabarfakala daal mais nag bu fekkee ne dolli ko nu jël nag. lan ngay wax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan di waa Bargny ci quartier bi nga xamante ne wala rek ak Bargny lu ko wër ak coppite yi nga xamante ne rek am na ci biir dëkk bi lu ci mel ni moo leen jege nii di canal bi nga nekkoon fi te gisoon na mu meloon ak fi mu toll nii xar kanam bi mu jot. waaw li nga xamee ne moom mun naa ko wax ci kii li nga xamee ne mooy Bargny wax war ko waxaat fii nga xamee ne mooy canal bi mooy lan canal bi daal lu ñu mën ba nga xamee ne dinañ yokk propriété bi dañ ko def. parce que canal bi aussi tant que ñu ngi koy liggéey tey ñu wëlbatu ko am yoo xam ne dañ ko si wëlbatu ko di ko si sottiwaat vraiment du nekk loo xam ne taaru na ba tax na daal vraiment bu fekkee ne loolu sunu xel mën nañu see jariñ nañu si sunu xel jariñ. di la jaajëfal papa. waaw maa ngi lay delloo jaajëf di leen wax ne jërëjëf si seen teewaay ak seen taxawaay ak seen dox lépp yàlla na ko yàlla barkeelal asalaamaaleykum. nekk rek foo xam ne rek ay kilifa ñoom ñoo fiy daje di waxtaan ndax nee na Baye Mboye la ñuy toogal te di nasandoo di noccindoo lii rek la ñuy namm ci quartier lii rek la ñuy bëgg ci quartier ndax xel mu sell rek fu mu nekk rek jàmm moo fa mën a am ndax ku yëkkati kaddu rek danga naan Ndal Daali Ñangeen jàmm moo fa am yàlla na yàlla yàggal jàmm ji yàlla gën koo sotti saawaan baawaan rek ba képp koo xamante ne romb nga fi sax mu dal la dañuy woyalaat rek suñu doxantu fii ci Ndal Daali Ñangeen wanaat leen leneen loo xamante ne it am na fi wala ñu seetiwaat ñeneen ñoo xam ne it am nañ ci kàddu ci Zoom sur un quartier. maam la boo si joteel walaay dee nga fii la waada daa doon toj biir ñappasi ak laaro xaa fii laataa koñ ñi Monaco ak seen cenay attaqué génération bii di ñëw danañu toog naan saara baa fii laataa CMCC la bu ñu fàtte mukk akapes ku ñu ñoo di kàngam Abbas njona la daaxa jàng ñun duñu xuloo duñu xeex booy dañ siy dem ak ndànk koñ si ub na lamba ji ndax ku mu jàpp booy daan la ndànk laaj ko Tafa de Aliou Sey Paul Maurice ak ndinki ndànk ñoo ngi ci quartier bi ba léegi rek gannaaw ba ñu xewloo rek fi nga xamante ne moom mooy biir pencum Ñangeen ci biir kër Ñangeen sax la ñu wax ci berndeer yi nga xamante ne rek délégué bi ñu fi fekk ak soxna su baax si moom la ñu berndeelee feggoo nañ nag ak ki nga xam ne moom mooy beneen bàjjenu gox bi fi nekk moom mooy Salimata Ñang moom tamit dëkk biir Ñangeen yemul rek liggéeyam ci bàjjenu gox ndax bokk na ci ay groupement te seen groupement it bokk na ci groupement bi nga xam ne bokk na ci ñi PNUD financé muy programme des Nations Unies moom ci la bokk di waa ADP ma kon Salimata nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay nee na tuuti suñu journée bi moom neex na macha allah ñuy ñaan yàlla su 12h bi xale di organiser yàlla na ko yàlla yeggal ñu gis réussite
ba bu déwénee la même chose ñu desaat la même date comme ni nga ko waxee nag si affaire yi punit am nañu woon na amul parce que ñun ñuy déposé woon sax dañu doon dundee rek yaakaar mais yàlla mi dara texul yàlla génne na projet bi depuis plus de 2 semaines ñu ngi dem ay formation fu ne formé nañu nu si marketing formé nañu si offre formé nañu pour être liadeur ou bien suiveur ou bien magister loolu lépp formé nañu formé ñu si nu ñuy gérer suñu xaalis formé si nu ñuy def ba mën a réaliser ba duñu perte formé ñu si stock formé ñu si facture formé ñu si reçu loolu yëpp nag pour yokk xam-xam rek la dama ne jigéen ñi nañu jéem a yëngatu dugg si mouvement yi ak groupement yi ndaxte bu dul xaalis sax réussite ba nga fay jëlee rek mën a gérer sa kër normal mën a gérer sa koñ normal dar naa sant yàlla ñun nag ñooy bàjjanu gox yi mais man emu ma si bàjjanu gox de. Badiane Sali yéen seen groupement ñaata ngeen jot a am ci financement boobu. non ñun suñu financement parce que divers groupes la mais ñun waa ànd takku liggéey am nañu 6 millions 500. yéen ñi nekk fële ca Xelkom du fa yëngu. non bokkul la waa Xelkom ba tey ñun dañuy def pâtisserie savonnerie céréales locales jus de fruits ak cuub mais en même temps man damay dem Xelkom di liggéey man en personne. ci bi ñuy ci lu mujj rek dañu fi joxe woon ay financement yoo xam ne commune bi moo ko doon joxe ñu tuddee woon ko crédit municipal bi waa Xelkom tamit dañu si amoon te defe naa seen GIE bi nekk Xelkom amoon nañu si ndogal Xelkom. si kaw ndogal Xelkom googu si mooy suñu 3e engagement saa yu ñu jeexalee make-up lañ ñu viré woon make-up daf ñuy lebal ñuy versé bu ñu matalee groupement bi nekk na 21 personnes on a premièrement reçu une somme de 1 million. deuxième bi 2 millions troisième bi 2 millions 500 te ba léegi ñu ngi liggéey macha allah suñu versement du tardé te bu ñu jëlee département ñu joxaat ñu sans aucun problème. léegi ñu ñëwaat rek tuuti ci liggéeyum bàjjenu gox bi ndax bu ñu ne bàjjenu gox rek quartier bi mooy tax a jóg askan bi fi dëkk tamit ñoo leen di tax a jóg nga yoru ay groupement nekk sa ginnaaw naka ngay amalee sa liggéey en tant que bàjjenu gox ni mu waree fii ci quartier bi. non sama liggéey bàjjenu gox moom amul benn problème heure bu ñu ma woowee. si activité bàjjanu gox ma dox ko ba mu mat heure bu ñu ma woowee si développement ma dox ko ba mu jot man daal toogu ma damay liggéey te dama bëgg a dem toogu ma te dama bëgg a dem ëllëg ma am relève moo tax xale yëpp dama leen di indiquer à chaque fois dama leen di wax ne dee leen yëngatu dee leen génne xam li xew si dëkk bi pour mën a ëllëg ngeen mën a yoral seeni bien seeni bopp kenn du leen mën a nax si kaw bàjjanu gox ñu respecté ma lool si bàjjanu gox bi mu doon signe bu ma nee parce que avant tout dafa fekk man sama jeu yëpp loolu la arranger émaler defar bëgguma dara lu ñaaw si sama gox waxatuma nag si àdduna te dama ñaan yàlla romba bàjjanu gox dem feneen. bàjjen balaa ñu laa bàyyi rek naka nga gisee quartier bi naka nga gisee sax Bargny ak coppite yi nga xamante ne am na fi. waaw actuellement nag Bargny ngi soppeeku mais bu yokkoo ñu jël ndaxte li ñu def nii ren Ndal Daali day permettre jeunes yi Ndal Daali yëpp génne dama bëgg jeunes yi Ndal Daali yëpp nañu génne. avant passé na mais lii ñëw suñu kanam nañ fexe bu lu ñu sumbati rek bu ñu si kenn daan ñu waa Ndal Daali ma di leen ko ñaan en tant que bàjjan en tant que yaay en tant que frère en tant que lépp waaw macha allah. di merci ñëpp nag di remercier autorités yi nekk Bargny di remercier monsieur le maire di remercier yéen ñi ñu fekk si di leen ñaanal li ngeen di def yàlla na yokk parce que lii neex na Bargny am rajo dafa neex am télé bu jëkkoon dañu daan seetaani di jëggaani pour nga dem Dakar def sa actualité day metti da ngay mujj a toog mais fi mu nekk comme que yàlla may nu la ñu siwal kañ macha allah yal na ngeen yokk ba yëkk rek waaw. di ko jaajëfal bu baax rek moom moo Badiane Sali fii la nekk Sali Niang moom gis nga rek ci GIE yi nga xam ne ci la bokk ñuy sargalaare rek au passage ñii di waa MIE di maison de l'innovation et de l'entreprise yu si joonu jiite ko ndax nee naa la bépp GIE wala bépp groupement bu fa nekk rek am nga fa wàll ndax ñoom yéen a leen fa teg te yéen a leen tax ñu nekk fa dinañ leen wan yoon bi gindi leen ba lépp loo xamante ne jaaxaloon na ren rek ñu wan ko à travers MIE la ñoom tamit amee li nga xam ne moom mooy financement wu PNUD yi parce que MIE nee naa la léegi moom loxoom moom mooy loxo mairie bi te day jàppale tamit askan bi ngir rek
proximité bi maire bi bëgg ci askan bi mën ko am looloo waral rek émieux toog fa ngir gën a mën a taxaw askan bi ndax nee naa la projet ñun dañ ko daan dégg rek mais léegi bari ñi defe naa ne wàllum projet nekkatul loo xam ne lu ñuy nax na ndax lu ne fàng kenn du ko jeex ndax moom mi ci la bokk ma feggoowaat rek sama wet ki nga xam ne mooy borom ceeb bu neex bi ndax moo ñu fi dalal fii añ yu macha allah ba waa nga yéen yi defe naa waa ñàngeen tey yóbbu luñu ko benn yoon soxna si nuyu nañ la. fay nañ la soxna si noo def. fii gis na rek biñ fi yegsee ba léegi ay teraanga rek moom moo fi am nga nekk ndaw dëkk ci quartier bi rek naka nga gisee quartier bi. waaw maa leen di nuyu bu baax di nuyu waa Bargny di nuyu waa Ndal Dali waa quartier bi nag li ma fi gis rek mooy neex quartier boo xam ne jàmm ak salaam moo fi am ñëpp benn lañ bokk ndey bokk bàyyi ànd déggoo di xàccandoo di dóorandoo loolu laa fi gis. mel ni rek badge bi nga takk nii ñoom lañ dajaloon sànq fële ca penc ba muy waa Ndal Dali sa kanam wan wàll rek nga fa nekkee en tant que jigéen. waa mouvement bi dañuy mouvement buy door a jóg muy mouvement Ndal Dali ca kanam. ma nekk ci nag marraine ci jigéen ñi man lañ def marraine waa concernant kii bi mouvement bi dañu am benn programme pour lancer suñu mouvement ñu def benn 72 heures fii ci Ndal Dali ñu ngi koy yëgal nag Bargny gépp képp ku dégg bande annonce bi rek mooy sa invitation Bargny gépp bàyyiwuñu kenn du ASC mouvement la kaani gi Sangasoul MCD ñëpp ñu ngi leen ciy woo bàyyiwuñu kenn. programme bi nag nii lay demee vendredi le 25 lañ koy tàmbali bu ñu xëyee dañu def benn wàcce kaamil fii ci penc bi ñu def suñuy mag ñaanal ñu mën a démarrer ci bisimilahi rahmaani rahim pare ci alhamdulilahi rabbil alamin deuxième jour bi ñu def benn set setal bu ñu defee set setal ba ngoon suñu mag ñëpp génne ñu ànd def benn gumbe dekkali cosaan fii ci penc mi lay xewee incha allah le 26 lay doon. le 27 moom la ñuy collecter mooy dimanche bi. si la ñuy def benn conférence pour ñaax ndaw ñi ak jeunes yi waaw loolu daal lañ bëgg a def léegi nag dem nañu ci kër yi dem waxtaan ak suñu waajur yi suñu kilifa yi yëpp waxtaan nañu ak ñoom sensibiliser nit ñi pour ñu ñëw wuyu ñu ci mouvement bi nag li ko tax a jóg mooy ànd defar suñu gox Ndal Dali setal dëkk bi waaw def ay social ci biir tam loolu tam am nañ ci tey jii ndaw Ndal Dali gonek Ndal Dali lan la baaxoo parce que dañuy gis quartier yu ci bari da ngay gis seen ndaw dañuy toog duñu def dara wala duñu jàpp ci dara fii ndaw ñi fi nekk pas-pas bi. waa fii moom ndaw yi ñi fi nekk moom li ma xam ci ñoom mooy jom am nañu jom nangoo liggéey déggoo ci seen biir jàppante Ndal Dali daal jàmm rek moo fi nekk waaw loolu daal laa fi gis. gisee travaux yi nga xamante ne maire bi mu ngi koy amal ci dëkk bi lu ci mel ni lu leen jege nii di kanaalu Bargny géej bi ngeen am mouvement rek tey lan la ñu mën a xaar rek ci ndaw yi nga xam ne li jege na leen pour ñu sàmm ko ndax lu ñu mën a wax rek suñu yëfu bopp la. mooy canal bi ñuy liggéey fii waaw yal nañ ko yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin rek loolu moom bés bu paree sagu Bargny la ndax bu boobaa ñun ñii ñoo koy jëfandikoo kon lépp rek suñu biir la yàlla na ko yàlla mottali rek ñun daal kontaan nañ ci bu baax a baax. di la jaajëfal rek borom ceeb bu neex bi di ñaan rek ñu yegg ak jàmm rek ci journée yi nga xamante ne moom ngeen fi wax mu nekk seen yitte ndax tey ji benn ndaw rek bu ñu fi fekk toogul ndax fu ñu dem gunge nañ ñu ànd ak ñun wan ñu rek yoon bi ndax ñoom ñoo ñu yombalal lépp daal tey fii. waaw noonu la yéen a ko moom ñoom seen wareef rek lañ def loolu mooy seen wareef ndax tey ni ngeen ñëwee nii indi seen matériel yombalal ñu ko nii dañ leen di ñaanal yàlla na ngeen dem sa kanam. yàlla yóbbu leen fu kawe seen njortu yàlla kawel seen liggéey yokk leen ngeen yokku ba yëg ko ci barke Seydina Mohamed loolu rek lañ leen di ñaanal di fàttaliwaat nag programme bi le 25 26 27 na ñëpp ñëw incha allah mouvement Ndal Dali sa kanam seen yéene amul fii am na yeneen surprise yu nekk ci biir yàlla baax na yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi waxee nag ci kàddu jigéen ñi ci jigéenu mouvement bi yëpp seen kàddu laay waxee merci beaucoup. di ko jaajëfal bu baax moom rek nee na soxna la ci li nga xam ne mooy Ndal Dali ca kanam di waxee tamit seen kàddu mun naa nekk ndax nee naa la àndub góor kese munta dem te góor rek fu mu nekk jigéen dafa war a nekk ca wetam di ko dooleel loolu moo tax it ñoom jigéen ñi ñu jàpp ci te ñu leen di ñaan rek yéen bi yàlla na woyof ba lépp lu ñu mbébét ci biir mouvement bi rek mu dem ndax luy naaw rek moo neexul a téye comme ni ñu koy waxee fii ci Ndal Dali ba léegi rek dañuy demaat wanaat leen leneen loo xamante ne rek moo soxal quartier bi ci Zoom sur un quartier. bu ñu fàtte njaboot man sama dëkk am na yaa mooy ndax ñun balaaw la ñuy fecc jëm naa
naaja Rio moo ñu seexa dañoo ubbi Ndakaaru njaay gardez-vous dans les rangs ma toojal général Fall fii la dëkku Baye Daouda Seck ak maam Thierno Yoroon Njaay Baye Abdoulaye Seck ndeysaan ak Baye Daouda Njaay imam Abbas Thioub waral suñu ngor booy duñu ko jaay dugal xel suñu doxantu ba léegi rek fii ci Ndal Daali Ñangeen ay ndaw nag la ñu fiy taseel ñoo xamante ne rek engagement la ñu am ci li ñuy def dëkk ci quartier bi di ko liggéey mën naa nekk comme ni ñu koy waxee ki ma feggool nag day liggéey fële ca mairie bu Bargny di Paye Su Diop moom it fii la dëkk ci Ndal Daali Ñangeen bokk rek ci association bi di Ndal Daali ca kanam nekk ci coordinateur Youssoupha Diop nuyu nañ la. Seynabou maa ngi lay fay bu baax di wax ñi nga àndal ñëpp. naka nga gisee rek quartier bi. waaw quartier Ndal Daali avant may commencer damay nuyu ñëpp di sant ñëpp waaye di gërëm ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal muy la jeunesse de Ndal Daali di gërëm aussi suñuy mag ak suñuy kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci koñ bi parce que comme ni ñu koy waxee feccum liir bu neexee ndey jaatee ca mbagg ya te Ndal Daali dafa mën sa doon benn quartier de référence ba nga xamante ne nii rek topp mag topp waajur moo fi mës a am lu ñu tàmm di dundee mooy que ne sens de responsabilité dañ ko mës a inculper ci jeunesse su Ndal Daali ba tax na li nga xamante ne ni mooy li doon wéy tous les jours tey jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk sama gannaaw loolu la ñu fas di tànk yooyu la ñu fas di nekk ba suñuy relève ñëw ñu mën leen ko léguer légalement ñu mën leen ko jox. balaa ñoo ñëw rek ci li nga xam ne moom mooy Ndal Daali ca kanam lii di PRODAP di programme d'accompagnement artisan yu Bargny maison de l'innovation et de l'entreprise moom moo ko piloté woon moom Youssou Dione daf ñu daan woo di ñu wax ne rek artisan yi nekk Ndal Daali jàppaleen leen ci wàllum tailleur yi ak coiffeuse yoo xam ne fii la ñu nekk ba defe naa ne ci première phase bi tailleur yu ci ëpp fii rek jot nañ ci ay financement kon dafa mel ni rek jeunesse bi yemuñu rek toog ba tey rek ne doo la ñuy doog a def association. voilà Seynabou xam nga jeunesse su Ndal Daali entrepreneuriat dañ ci mës a gëm boo xoolee Ndal Daali quartier de référence la si lu jëm si affaire entrepreneuriat tey Ndal Daali ngay dox ñëpp góor ñi ak jigéen ñi ñëpp koo si gis boo dajee ak moom liggéey lay dem defi ji donc je pense que ne lii gënoon a tax man ma teg sama position si à ce que nañ accompagner ñi nga xamante ne ñooy liggéey fii parce que xam naa li ñuy daj tey man fi may fréquenter atelier tailleur dafa nekk xam naa li muy réflexionner par jour xam naa aussi nu mu amee taxawaay si liggéeyam donc lépp lu may def pour Ndal Daali jëm kanam je pense que ne yoon la pour ma nekk si. lu ne fàng kon du ko jeex comme ni nga koy waxee yow da nga nekk ci weneen wàll di liggéey rek ak ki nga xamante ne moom mooy maire bu Bargny te gis nga it taxawaayam ak li mu bëggal ndawu Bargny ndax nee na yitteem du lenn lu dul bépp ndawu Bargny mën a am ab xëy mu mel ni rek loolu am nga ci wàll boo xamante ne war nga ko wan a wax askan bi. Seynabou wax nga dëgg parce que aussi dafa am la nga xamante ne ni suñuy mag dañ ñu ko day yàgg wax te tey confirmation lañ si am avec monsieur le maire ne dëgg la parce que dañu yàgg wax ne njiit bu yërëmee ñi mu jiitee lépp lu mu sumb yàlla def koy barkeel te maire bi ñu am franchement Gaye Abou Ahmed Seck je ne le dis pas parce que mooy sama responsable mais de par ses actes je peux dire que ne am na apport bu bëri bu mu def si Bargny ressentir na maire am comme ni mu ko war a ressentiree te gëm naa ne aussi buñ ko déggalee ànd ak moom si li mu sumb ànd ak moom si li mu bëgg amuram si Bargny dina mel ni comme yeneen ni moroom mi dëkkam mën a émerger comme il le faut. mu mel ni rek Ndal Daali ca kanam di lu ñu fi teg yan perspective la ñu mën a xaar rek ci association bu bees bii di juddu te dëgmal rek ay bés. waaw seen Ndal Daali ca kanam boo ma si laajee man dinaa si war a tontu parce que aussi dëkk buy dox ay ndawam ñoo koy porté. Ndal Daali jeunesse bi dañoo taxaw pour yóbbu tur Ndal Daali aussi au niveau communal au niveau départemental mais aussi au niveau national parce que aussi li ñuy def lépp defuñu ko pour suñu bopp boo xoolee li gën a métti la ñii di def muy faire un travail de bénévole maanaam da ngay joxe sa doole joxe sa xalaat joxe sa kàttan si loo nga xamante ni kenn du la si fay mais dañ koy def par amour par conviction man li ma gis dans les réunions li ma gis si seen démarche mooy que ne li ñuy def seetuñu si lu dul yàlla seetuñu si lu dul jëmale seen gox kanam donc loolu bu ma gisee ay ndaw taxaw di ko def man maa war a nekk seen Baay Faal man maa war a nekk kii gën a porter liggéey bi parce que gis naa ne ñu ngi koy def par amour gis naa ne ñu ngi koy def par conviction aussi li nga xamante ne moom la ñu gëm mooy que ne dëkk bu nama dox ay ndawam dañuy teel a taxaw parce que comme souvent ni ñu koy waxee dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel peuple tu seras donc jeunesse Ndal Daali comprendre conception boobu moo tax ñu teel a jóg teel a takk seen digg pour bokk vers le combat de l'émergence j'espère que ne yàlla dinañ ci defal ndam
parce que ñu ngi en parfaite collaboration ak municipalité bi ñu de par ma voix aussi ñuy gërëm monsieur le maire parce que accordé nañu benn audience ba nga xamante ne avec les services ñi nga xamante ne ni ñëpp 72 heures laal na leen ñu waxtaan wu am solo waxtaan moo xamante ne uniquement pour le développement de Bargny aussi de Ndal Dali loolu am nañ ci contentement te ñu ngi koy remercier aussi à sa juste valeur que ne Ndal Dali kontaan nañ ci te ñu ngi koy ñaanal aussi bonne chance pour le reste merci beaucoup Sénégal merci. mu nekkoon Youssou Dione rek nekk kenn koo xam ne rek ci mairie bi la nekk dëkk fii ci quartier bi ñu fekk ko fi muy coordonné li nga xamante ne mooy Ndal Dali ca kanam lii la ñu bëgg lii rek la ñu soxla ci ay ndaw ndax nee naa la quartier yëpp nañu jóg def comme ñii wala ñeneen ñoo xamante ne am na ay association ndax commune bi mu ngi préparé lenn loo xam ne lu doy waar la ci lu soxal rek organisation yi nekk ci quartier yi ndax école mu ngi fi ak yeneen te yii la ñu ciy soxla kon ngalawaay mbokk yi nañu dajaloo ndax mbooloo mooy doole te lu benn lam du yëngatu comme ni ñu koy waxee. man dama kontaan torop ba ma diggee ab lébu ne aw kaay fii asalaamaaleykum kaa ñu fiil bokku ndeex baay de amul kiil mbër de sekk gay mer bi mix école des filles ñu régalé sa ëdee kaaba kastor bu ñu fàtte camp ba daw ziyaari maam Omar Gueye rëm ram bi tëm yaa a sugay ku bëgg a Bargny yookul wëy dëngal zibban bàyyi laamin bu ñu fàtte muk Abba Gueye fii moom a gënal fee baala baa fii ki fi juddoo jombul nga baa maam Serigne Moussa Seck ak a baax bu ñu lan ngay tàggatoo wi rek ak lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. waaw maa ngi tàggatoo naa ñaari yoon waaw tàggatoo bi day kii nag tàggatoo léegi bon vent rek ngeen. ñàkk ful ak nekkuma ba jënab gox la dox ak ñàkk fay aw xam naa la. suivre bal ma daaxalu. kon mbokk yi li ñu cëralee woon ci waxtu rek ci seen émission bi di zoom sur un quartier raj na fii ci Ndal Dali Niangène bu ñu ko dooree rek ci chef de quartier bi ak ñi fi nekk rek dégg nañ lu ñu wax mu mel ni rek Ndal Dali Niangène jàmm ak salaam moom moo fi nekk bu ñu déggee seen ay kàddu ñuy ñaan yàlla rek jàmm ji saawaan baawaan fii ci Ndal Dali Niangène ba léegi rek ay ndaw ñoo fi nekk yor ab kuréel ñu di ko woowee Ndal Dali ca kanam narul yem rek ci Ndal Dali ca kanam ndax ñoom bëgg nañ rek mu saawaan baawaan ba yegg ci Bargny gépp kon daal mu mel ni fii ci Ndal Dali Niangène rek lépp lu leen fi umpoon leer na fii ci Ndal Dali Niangène ba léegi rek am na ay bonne volonté yu fi dëkk ku ci mel ni Djibril Ndiaye Faye di 3e adjoint au maire ak ki nga xamante ne moom mooy Daouda Sogui Faye nekk président AIC bi da ciy jàpp lu bëree bëri ndax bu ñu xoolee rek don de sang bi fi amoon def na ci loxoom bu baax fii ci Ndal Dali Niangène ba léegi it am na ñeneen ñu fi nekk ku ci mel ni rek Baye Pape Sarr di président UCG di def liggéey bu mucc ayib ci wàllum njàng ak njàngale li ma sol nii nag tey fii la ñu ko ñëwee ci Ndal Dali Niangène ndax ki nga xamante ne mooy Omar Mbengue moom moo jaar ci tey baas bu yanj bi moom nag Prodab dabagu ko mais ci 2e phase bi rek yàlla na ko dab ak jàmm ak salaam ki jaar ci maquillage bi nag ak bopp bi moom mooy Ngone di xale bu baax xale bu disponible dëkk fii ci Ndal Dali Niangène yàlla na yàlla wéral loxo bi kon daal mu mel ni rek émission bi ala daw me na nag tey lépp rek fii la ñu ko defee fii ci Ndal Dali Niangène mën naa nekk li moo doonoon seen émission zoom sur un quartier fii ci Ndal Dali Niangène di leen jox dig daje fii rek ay fan yu néew ci beneen quartier. toxu Sénégal